salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi ñu ngi leen di gërëm ci seen tawaay rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy auditeurs waar wi tey jii nag seen émission aar mi ngi waxtaan indi na leen benn waxtaan bu am solo boo xam ne mi ngi jublu ci mbirum jën nag moom du ko Sénégal déggee ñëppay toog di déglu ndax jën nekk na lu am solo ci wàllu dundinu nit ki ndax du fekkee ni dana xool ci wàllu yenn ferñeent yoo xam ne sunu yaram daf ko soxla rek doo jëlee téeméer booy jël rek juróom-ñaar fukki ak juróom mi ngi jige ci jën ji waaye nag jën gis nañu même jamono yi nekk dafa nekk loo xam ni dafa manqué trop loolu nekk loo xam ni lu doy waar la ñu bari nag am na ñoo xam ne ñoo ngi leen ci joxoon baaraamu tuuma ñi nga xam ni ñoom ñooy bateau yi te neen tam napp yi nga xam tam mooy gaal looce yi nga xam tam dañu bari trop yu bari daal am na ci loolu nekk loo xam ne tey yi moo tax ñuy ñëw di indi ay waxtaan ci li nga xam ne surtout nag mi ngi jëm ci wàllu ay licence de pêche daan dugg tam ci li nga xam ni moom mooy usines yi nga xam ni dañuy usines yooyu farine lay defar te farine boobu mi ngay jóge ci ay yabo yu mat sëkk yoo xam ne moom la ñuy jël juróom-benn maanaam lu tolloog juróom-benn yabooy def ko benn farine boo xam ni ay mala nañ koy dundalee loolu nag tax ba ñenn ñi daan ni daal mala yu bala ñuy dund ak jën bi kooku nit ñi ko soxla nan leen ko jëkk jox am na ay gox yu bari yoo xam ne ci Sénégal taxawal na leen fa lu mel ne Saint-Louis lu mel ne tam Rufisque ak ay yeneen gox daan si indi ay waxtaan sunu benn gan di Thiaba Diop nekk na koo xam ne moom mooy président transformatrice yu Sénégal moom tam di yëngu si fànn boobu am na ay jamono yu bare mu jaar fii dina wax ni léegi jën bi lu mu tumuranke si seen wàll ba seen liggéey sax tam dafa tumuranke ndax liggéey bi daan liggéey wàññeeku na si wàllu alal wàññeeku na tam bu baax a baax si ñi nga xam ni ñoom lañ daan jox liggéey ak ñi daan jóge bitim réew di ko jël di ko yóbbu surtout si fi nga xam ni mooy wàllu sous région bi bon nag mbir maa ngi noonu gannaaw bi nga xamee ni jamono ji déggoon ngeen kii nga xam ni mooy jëwriñ bi di Alioune Ndoye génnoon si wàllu maanaam napp gi te doon biñ ko laajee si mbirum licence yi moom tam amoon na ay tontu yoo xam ne joxe woon na ko waaye daal dafa mel ne tontu yooyu ba tey dafa doyul ñi nga xam ne ñooy organisation yi nekk si wàllu napp bi ak tam société civile bi nga xam ni mooy yëngu également si wàllu napp yi ndax daal li mu joxe si wàllu tontu dafa mel ne moom leerul trop daal wala dafa ñëwul si dëgg-dëgg li nga xam ne daal moom la war wax. tey jii nag ñi nga xam ñoom ñooy suñu gan Pierre Mboup moom teew na Pierre ma bàyyi la nga nuyoon tekk mbokk auditeur Sud FM yi ak askan bi may fàttali ni yow yaay président bu quai de Rufisque. waa asalaamaaleykum. maaleykum salaam ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokku auditeur waar wi. di nuyu tamit waa Sud FM yëpp. di nuyu suma naatangoo yi ma fi fekk muy Abdoulaye Ndiaye. di nuyu tamit kullu nappkat ci Sénégal. muy organisation nappkat yi nekk ci Sénégal yëpp muy INAPAS di réseau des quais de pêche du Sénégal réseau des CLPA du Sénégal réseau des quais de pêche ak Dakar Pêche. groupe WhatsApp yi nga xam ne ñoo nekk ci napp gi ak organisation yi. ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ak la voix du littoral ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant ak comité de surveillance ak PAPAS. voilà jërëjëf ak Tëngéej gi ma jóge tamit maa ngi nuyu nappkat yi fa ne yëpp ak nekk ak man ci quai de pêche bi ak ci secteur bi. voilà jërëjëf Pierre beneen invité bi kooku moom mooy Abdoulaye Ndiaye moom mu nekk chargé de campagne océan Greenpeace Abdoulaye Ndiaye nu bàyyi la nga nuyonteeg gaz Sud FM ak mbokku auditeurs yi. nuyu ñi ma fekk Matar. di nuyu aussi Pierre. di nuyu auditeurs Sud FM yëpp di leen wax jaageen jëf si liggéey bi ngeen def tous les jours pour njëriñu mool yi ak njëriñu askan wi. voilà merci beaucoup Abdoulaye Ndiaye kii nga xam nag moom mooy Thiaba Diop waxoon naa leen moom mooy présidente ñi nga xam ñoom ñooy soppi jën bi si Sénégal également du fekkee ni mi ngi si yoon wi wala dafa am ay tolof ba tey itam mën na waxanteeg ñun rek fi nu nekk ñoo ngi koy nekk également moom teewagul maag si Pierre Mboup nu fa mbokki auditeurs itam également ma leen di fàttali du fekkee bu ngeen bokk si waxtaan wi wala am na ay laajte yoo xam ni mën ngeen ko da ngeen ko bëgg def ay wala mbirum ay contribution mën ngeen woote si 88 628 98 comme ça daan mën indi leen ay tontu yi ngeen bëgg léegi nu fas yéene commencé tàmbali émission bi Pierre Mboup yow laay commencé tey jii ñuy jublu si ay mbir yu am solo ay mbir laa parce que am na ay pàcc yu bëri yoo xam ni incha allah daan si mën wax ndax mbirum napp gi dafa yaatu te li nga xam ni itam dafa pàcc yi itam bare ba pare itam mu nekk loo xam ni dafa mos di bare ay tolof si biir ba dégg nga ay jamono yi ñu génn moo nekk si vraiment
au devant de l'actualité tout dernièrement dégg nga defe naa également bi nga xamee ni ministre bi génn na ba génn système ay xalaatam si ay laaj yu ñu ko doon laaj waaye loolu nekk loo xam ne daal organisation de pêche ak société civile yi ñoom dafa mel na dañoo àndul daal si mbir moomu loolu tax tam lu wootewaat waxtaan boo xam ni boole na système auditeurs yi ñëpp ku nekk si joxe sa xalaat tam pour man daal jéem indi ay leeral si mbir mi bu baax a baax. tey jii napp gi yàgg na am ay problème surtout du ne licence kooku defe naa depuis Sénégal 92 ba tey jii ñoo ngi koy wax tam am na tam ay yeneen licence yoo xam ne tey jii fii muy parti gay pes bateau yi ak tam ay yeneen ñoo xam ne ay chinois la ko ak ay yu demee noonu ñooñu yëpp gis nañu tey jii ñoo ngee napp mais si jamono rek si information yu mujj yi ñoo ngi doon wax ni si jamono bi nga xam ne ñoo ngi nekkoon sax si ñoo ngi si ba tey si li nga xam ne mooy mbas mi am na ay chinois yoo xam ne sax ñoo ngi doon duggaat di nappaat ba am na ñoo xam ne sax nenu dañ leen joxaat ay licence yu bees kooku nag ministre bi nekk na loo xam ne sax moom wane nañ daal loo xam ne dañ ko def rek si wàllu woowu lu taxaw la ndax dañ ko jaarale si yoon ak yu demee noonu lan mooy sa xalaat si ay information yi mun di jot si fànn yooyu. waaw ñu ngi lay nuyuwaat Matar. xam nga bu ñu bokkee réew mi di Sénégal ñun ñëpp ñu bokk ko mu am gàncax goo xam ne dañ koy dunde waruñu ko fowe te loolu moo am ci réew mi à l'heure actuelle parce que réew bu demee ba nga xam ne ñu war a dunde bay ak géej ñu war a dunde jéeri ji ak géej gi ñu dem ba benn jamono ñu dénk lu ne jaar na fi comme ni nga ko waxee mais fi ñu toll nii tambe li fi jaar moo gën a pire lu fi mas a jaar parce que bu ñu amee président de la république Macky Sall dafa am autorité bu mu dénk ministère de l'économie maritime muy Alioune Ndoye mu dénk ko ministère bi nekk diggante mois de février bu mois de mars ba léegi mu nekk ci ay jafe-jafe te mënu ko contrôler mënu ko gérer mënu ko régler kon veut dire que ni boo xoolee ci biir loolu rek nga xam ne jafe-jafe yëpp moom moo koy indi te moom moo koy créer indi bi ak créer boo ko déggee mooy dañu jekki-jekki ñu dégg ni am na ay bateau chinois yu bëgg a ñëw ci réew mi pour ñu signer leen ay licence muy 54 bateau ba 56 navires ñu wax nu tamit ni bateau yu guddee na 40 mètres ba pare largeur bi dem na à 7 mètres ñu demandé ko lii xew lan la parce que mooy suñu njiit mu toog ba mu neex ko doog a woon nit ñi pour wax ak nit ñi te li muy wax boo ko jàppee ba ci biir dara leeru ci. parce que ba mu wootee pour wax ak nit ñi lan la bëggoon exactement. dafa bëggoon boo dégloo li mu doon wax ak nit ñi mooy da doon justifié wu rek da doon leeral ni moom signé wul. daf doon leeral ni moom signé wul waaw boo leeralee ni signé woo ay licence am ñeneen ñu taxaw ni signé nga ay licence mais demal nga bateau yooyu nga xam ni da nga wax ni ñu ngi ci géej gi di napp demal nga jàpp leen nga indi leen ci port bi parce que géeju Sénégal amul surveillance ñëpp xam nañ ni géej gi amuñu ay navires yu surveiller géej gi. ah mais gars yi léegi nee nu léegi affaire surveillance bi gën na tar ba gars yi sax mënoon dàq bateau yi ak yu demee noonu. mais ana bateau bi ñu jàpp xam nga ñu ngi wax ne ay fuyang yu ñu ngi ci géej gi di napp ay bateau mais bateau yooyu pourquoi pas moom bu dee signé lu leen ay licence kan moo leen signé licence parce que moom mooy ministre bi yor géej gi. waaw fuyang yi boobu nag moom bi keroog bi mu dee wax nee na kooku moom yëfam dañ ko mujj régulariser dans les normes quoi. dans les normes. mais ñun soxlawuñu loolu fi mu ne parce que géej gi dañ nekk ci situation foofu la problème bi ne. situation ban situation bi ñu nekk mooy Sénégal lañ nekk muy dëkku nappkat ñu am 718 kilomètres de côte dëkk boo ci dem am na kër yoo xam ne bu ñu amul jën du ñu lekk du ñu naan du ñu dund ci Sénégal de Saint-Louis à Cap Skirring ndax dañuy favoriser chinois bi nga xam ne bu liggéeyee suñu géew bu amee xaalis daf koy yóbbu ci réewam jël dem gaañ alal ji mu am mu yóbbu ko réewam investir ko fa bu suñu géej demee ba nasax mu jël ay batom dem ñibbi ñu bàyyi fi doomu Sénégal yi nga xam ne ñu ngi am ay gaalu looc di liggéey ci réew mi gaalu looc yooyu ay doomi Sénégal ñoo taxawal ay petites et moyennes entreprises jël seen alal def ko ci mu doon ay gaalu famille ak ay gaalu kër am kër yoo xam ne boo ci duggee amul fonctionnaire lan la ñu gëm bu géej amee jën ñu dund bu géej amul jën ñu jàpp ci yàlla parce que du ñu dem ci autorité di ñaanaatu loolu mooy nappkat mais ki nga xam ne du dem ci autorité di ñaanaatu te bu ñëwee am jën mareyeur bi dina ci dund lakkatu keccex bi dund ci population bi dund ci mu jox consommateurs yi tamit mu yóbbu ko ci consommateurs yi ñu dund ci waa ndax dañu war a mën a seetaan réew mi ñu bëgg bay ceeb bëgg a bay suppame ak nawe bu ñu amul jën fan lañ jëm foofu la problème bi taxaw léegi nag ñun dañu amul jën depuis 1 an et quelque Sénégal gisuñu jën gisuñu yaboy te ku ne xam na ni yaboy bu demee ba raar ci géej parce que yaboy moom la gaal yi di meebe
moom la gaal yi di napp di ko jool mooy jënu baadoo la ni ma la ko mën a waxee nga baal ma ci terme bi ñi seen loxo jotul seen ginnaaw lu mel ni jay lu mel ni wëyëng yooyu yëpp kenn gisatu ko ci géeju Sénégal lu mel ni sompaat kenn gisatu ko ci géeju Sénégal ñu gis ay marin nekk ci biir géej gi di photo bateau yi di ñu ko yónnee di ñu wan ni carrément ñii ñu ngi yàq seen géej ndax loolu bu ñu ko seetaanee ci kanam tuuti ndax du am kër yoo xam ne dinañ gent ndax bu ñu ko seetaanee ndax du chômage du yokk chômage ci réew mi foofu lañ toll parce que géej gi moo amul jën produit woo doon gisatoo ko ci géej gi bu demee ba ministre bi toog ci télévision naan bateau yi mën nañ jox marché local bi jën pour ñu lekk nga xam ne kon ministre bi xamul li muy def parce que jënu congelation ndax dina neexal ceebu jën benn 15% la ci li ñuy napp ci géej gi kon moom bu ñu gisee géej gi ni mu chargé woo am problème ñu ni ko léegi ñun am nañ 21000 pirogues ñu enregistré leen léegi publier ñu liste bateau yi ñu xam ñaata bateau mooy napp ci géej gi comme mën a contrôler géej gi parce que ministre mënu contrôler géej gi direction yi mu yor li ñu jàpp mënuñu contrôler géej gi xamuñu ñaata navire moo nekk ci géej gi te xam nañ ñaata gaalu loo ci moo nekk ci géej gi boo dégloo barki démb mu ni loolu président de ay nit di wax ni président de la république rek moo ko mën a sant mais ñun bi ñuy recenser suñuy gaal di xam nombre de gaal bi ñu am est-ce que dañ ko demandé woon président dañu recenser xam ñaata gaal lañ am ñaata gaal ñoo nekk ci réew mi de Cap Skirring à Saint-Louis yi ñu enregistré am na yu ñu enregistré gul ñu ngi demandé tamit ñu ubbi base bi dimbali ñooñu enregistré leen léegi ñu ni la léegi liste navires yi nekk Sénégal daaw ñu gis ni ay 80 et quelques navires ñoo fi nekkoon di pêcher ren ñu gis ni presque 180 et quelques navires ñoo fi nekk di pêcher. waaw mais pour dellusiwaat si 56 navires yooyu nga xam ne moo taxoon dans le temps nu ko doon wax ni da nga jox licence 56 navires kooku moom wax na moom amul benn 56 navires boo xam ne dañ leen jox licence. waaw wax na ni joxul 56 navires licence. waaw mais joxul 56 navires licence mais ci biir bateau yooyu ñu indi woon ñu gis liste boobu am na bateau yu nekk ci géej gi di pêcher. est-ce que yooyu si 56 yooyu ñu doon wax. si effectivement ay Fuyang Yung lañ Fuyang Yung kay. bateau si 56 yooyu la bokkoon. effectivement ci lañ bokk yenn bateau yi ñu ngi ci géej gi di pêcher bu ñu waxee ñu ni Gambie lañ nekk wala ñu Bissau lañ nekk loolu Greenpeace ci rapport am wane na ko wane na tracé bateau yi wane na tamit par satellite bateau yi wane nañ ko am na ay bateau yoo xam ne sénégalisé nañ leen tamit buñ ne ñu nekk ci géej gi napp bu dee joxu leen licence na dem jàpp leen yeew leen ci port bi alamaan leen. waaw léegi nga may nu dellusiwaat ak Greenpeace bokk Abdoulaye Ndiaye voilà yow yaay chargé de campagne océan bu Greenpeace dégg nga li Pierre Mboup wax ni yooyu bateau yooyu nga xam ni moom danoon wax 56 licence kooku 56 navire kenn joxu leen maanaam ay licence moom nee na yooyu am na yu ñu si gis si géej gi ba foto na leen te Greenpeace également témoin la lan ngeen mën wax si fànn woowu d'autant que sax yéen génn ngeen def naa ay rapport waaw jërëjëf Matar jërëjëf aussi à Pierre je crois que loolu li ñu ci mën a wax mooy avant tout ñu retracer historique bi maanaam mbir moom boo si bëggee discuter da ngay camper le débat ñun dañ toog si mois de mars bu bay mois d'avril ba benn kuréel bu ñu tuddee PAPAS Pierre mii si kuréel googu la bokk ñu bind lettre Greenpeace ne dañoo bëgg ngeen jàppale ñu parce que dañu gis ne état du Sénégal yónnee na si commission consultative d'attribution des licences benn liste ne dafa bëgg ñu jox bateau yooyu yëpp ay licences léegi nag loolu ñoom si seen xalaat ñu yaakaar ne loolu bu amee dina gàllankoor nappu Sénégal mais dina gàllankoor tamit liggéeyu mool yëpp donc si base boobu si le Greenpeace ne leen kon il faut ñu woote waxtaan comme que jamonoy Covid lañ nekk nañu woote waxtaan bu yaatu si ñëpp ñu yëngu si wàllu napp bi donc organisation yëpp muy pêche artisanale comme pêche industrielle ak société civile ñi nga xam ne dañoo yëngu si wàllu napp ñoom ñëpp ñu daje si benn waxtaan par vidéoconférence bi ñu dajee si waxtaan woowu tamit ñoom ñu ne dañu bëgg ñu am si lu leer Greenpeace nag ku ko xam ne organisation la boo xam ne dafay faral di def investigation maanaam day gëstu lu bëri surtout si côté boo xam ne bu nekkee environnement bi dañ koy laal wala bu nekkee gàncax gi moo xam si géej gi moo xam si joor gi la dafa am ay di loo xam ne mën na si indi ay jafe-jafe su boobaa ñun dañ ciy mënee enquête mais nag du ñu jug rek mëneel ko suñu bopp si noonu ou bien des fois dinañ aussi di ko def mais si cas bii ñu wax tey ay pêcheurs sénégalais ñoom ñu demandé pour que ñu apporter leen assistance bu ñu nekk nag organisation boo xam ne loolu daf ñu tax a jug ñu ne kon nañ leen apporter assistance ñu ubbi ay enquêtes mener ces investigations diggante mois de mars ba mois de juillet 2020
ñu génn ci rapport bu ñu tuddee mal de mer mal de mer ci olof mooy neer kon ku xam neer ci kuy dem géej xam ne neer lu metti la kon tey jii mool yi dañoo dund ci loo xam ne dañu neer ci géej te gisuñu jën wu leen tax a neer loolu moo indi sababu rapport bi ñu tuddee que mal de mer pour wane ne kon mool yi ñu ngi neer te gisuñu lu leen tax a neer lan moo tax gisuñu ko mooy jën woowu leen war a tax a neer nekkul tey ci Sénégal ci biir investigation yi nga xam ne aussi dañ koy def dafa am ay données yoo xam ne dañ koy am à travers lu ñu tuddee les AIS bateau yëpp yoo nga xam ne dañ nekk ci àdduna bi dañ ko war a am da lay permettre nga mën a suivre mouvement wu bateau bi suñuy investigation aussi lu mu ñu jox bu ñuy suivre mouvement yu bateau yi ay la yëwén fii ci Sénégal gis nañ fi bateau yu bari yu nekk ci ZEE sénégalaise yoo xam ne ñu ngi napp ci biir géeju Sénégal bi ñu gëstoo nag pour jéem a xam ndax bateau yooyu am nañu ay licence Sénégal dëgg ci liñ ci seetlu ci bateau yooyu amuñu firnde ne am nañu licence Sénégal. lu toll ñaata bateau à peu près. bon gis nañ ci lu mu néew juróom-ñetti bateau lu mu néew. kooku entre mars et juillet. waaw donc bu ñu continuer prospection bi ëpp na loolu. mais au moins ñii gis nañ leen xam nañ ne tamit ci zone économique exclusive bu Sénégal la ñuy napp ñu jël ko par photo satellite partagé ko ci rapport kon lu ñu xës a def ci rapport yaakaar naa nekkatul lu nëbbu loolu lañ ci mën a wax. am na ci leneen loo xam ne mën na ci nekk mais liñ ci mën a wax bind ko ci rapport loolu la rapport bi wane kon effectivement am na ay bateau de pêche yoo xam ne ñu ngi nekk Sénégal di napp ci géeju Sénégal te anam yan leen joxee licence yi amuñu ci benn firnde bu leer lu tax amuñu ko ci mooy ki ñu war a laaj tey jii mooy ministère des pêches recevoir na Greenpeace ñu waxtaan ak moom ñu bind ko téere benn bataaxal ne que dañu bëgg nga mettre à jour nga jox ñu liste des navires yi nga xam ne ñoom la ñuy may ñuy napp ci géeju Sénégal li commencé 2017 ba 2020 waaye tontu nag amuñu ko ci bu ñu leen bàyyee ñu ne kon xëj na organisation yi bokk ci commission boobu ñoom am nañ kayit googu ñu làmb organisation yooyu nga xam ne ñenn ci ñoom dañu nekk ci benn coalition muy ko mel ni CONIPAS nga xam ne dafa nekk membre commission consultative d'attribution des licences ñu làmb ku mel ni GAIPES nga xam ne dafa nekk membre ci commission boobu ñoom ñu ne ñoom bind nañ tamit ay lettres di laaj liste boobu mais kenn joxu leen ko liste nag boo xam ne dañ ko war a mettre à la disposition de toute la population opinion publique bi képp ko bëgg a gis war ko mën a gis bu ñu demee ba bëgguñu ko wane dafay ñaawloo ay xel lan moo fa nekk ba bëgguñu ko wane loolu nag moom moo jar a gëstu tey jii ci biir Sénégal. mbokki auditeurs yi ma leen di fàttali yéen nga toog seen émission waar wi tey jii nuy waxtaane napp gi nga xam ni moom moo am mën na ak mbirum licence yi napp googu sax moom xëy na mën nañ wax napp in ak ndax ñoo xam ni ay bateau yu nu seen nuy napp si zone bi nga xam ni kooku zone Sénégal la te nu kenn te nu ni yooyu gis nañ leen ni nekk nu ay bateau yoo xam ni dañu war di fa napp ndax kenn joxu leen maanaam ndigal pour nu fay napp laaj tam ministre bi ba tey kenn amagu si tontu loolu tam du fekkee bëgg ngeen si joxe seen xalaat men fàttali leen numéro bi 88 628 98 98 suñu invité yi kenn mi ngi tudd Pierre Mboup moom mi ngi jógee ba Rufisque nekk président bu quai bu Rufisque également moom tam mi ngi bokk si waxtaan wi Pierre ma dellusiwaat si yow. napp googu tey jii Pierre nga gis que am na ay bateau ministre bi laaj nañ ko moom tam ba tey fi nu am na sax foo xam ne sax si sotteem bi mu mujj def la nee na du yéen a ko war laaj loolu. waaw tontu boobu noo ko gisee. Matar loolu ñàkk xam la xam nga tey ministre de la santé bi fi Covid nekkee ministre de la santé la ñuy waxal kon bu napp gi amee jafe-jafe ministre de l'économie maritime la ñu war a waxal dafa xamul li mu yor xam nga nit boo xamee li nga yor mooy lan ñi nga ko séqal bu ñu la laajee te ñu noonu ay organisation yoo xam ne da nga leen fi fekk ñuy liggéey. ay acteurs de la pêche nekk ci ñoo xam ni kenn du naatame ni ñii ay acteurs de la pêche lañ kon boo bëggee jàmm wala nga bëgg secteur bi développé am na loo xam ne bu ñu la ko laajee war nga ko wane nga joxe ko damay ñëw fi Ablaye wax rek xam nga diggante Sangomar ba Cap de Nas ku nekk xam na ni ci Sénégal la bokk. Cap de Nas mooy fan. Cap de Nas mi ngi nekk fii mooy tund góor gi moo nekk booru Tubaab Jalaaw booru Popenguine diggante Ngaparou ak Popenguine léegi bato bu mën a jógee bato bu mën a jógee Sangomar viré teg sa mbaal di mbaal ba Cap de Nas nga viré wàññeekuwaat dellu loolu géeju Sénégal la te loolu lépp gis nañ ko ci rapport Greenpeace bi
kon am na loo xam ne bu amee. am na donc bateau yoo xam ne ñoo ngi def. pêche boobu te ñu ngi def pêche boobu te ñu ngi ci géej gi te nee nañ ñu amuñu licence kenn signé lu leen licence. même ma ñëw une seconde rek am na ku nekk si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. man maa ngi tudd Cheikhou Mbengue. waaw. maa ngi wootee Yenn. Cheikhou Mbengue ñu ngi lay déglu. coordonnateur CRK yéen Jalaw. waaw ñoo ngi lay déglu. waaw maa ngi leen di nuyu. ñoo ngi lay fay. di nuyu auditeurs yu Sud FM yëpp. ñoo ngi lay fay. di nuyu invité yooyu toog. muy le coordonnateur du réseau national Abdoulaye Ndiaye. ak Pierre Mboup président quai de pêche bu Rufisque. merci. maa ngi leen di nuyu di rafetlu lool émission bi. waaw di wax rek en tant que acteur. si problème mu licence de pêche yooyu ngeen di wax noonu. ñun de dafa am loo xam ne ñun mool yi dañ cay dund. booba léegi. ñun ñu taxaw fii pour une gestion durable de la ressource. maanaam napp gu sax dànk. waaw bu fekkee loolu nag dañ ci nekkoon ay ati at di ci liggéey. tey ñu ne gaalu looco yi tey dañ arrêté seen immatriculation parce que surexploitation dafa am ci géeju Sénégal. alors depuis 2012 ba léegi ñu géré seen immatriculation. donc ñun en tant que acteur pêche artisanale dañ mënul comprendre tey bateau bi xam ne moo ëpp junniy yoon capacité de pêche benn pirogue artisanale mu mën a ñëw en quelques mois ñu mën si sénégaliser ay 7 bateaux. donc loolu ñun moo di tey loolu daf ñuy xaw a jaaxal quelque part moo tax rapport Greenpeace bi mu inquiété nu lool inquiété nu te rapport bi ne dafa xaw a méngóog ñun li ñuy gis si biir géej. parce que tey si biir géeju Sénégal. waaw fépp fu gaal yi napp rek tey bateau xatal na la bateau yi vraiment rapport bi dafa méngóog ñun li ñuy dund si biir géej li ñuy gis si biir géej jën amatul mais marée yi dem géej Pierre bu mu koy wax sànq non seulement yàq bi dafa bari ñu ngi pêché illégalement suñuy eaux mais jën bi li si ëpp dañoo nag quantité boo xam ne duñ ko mën a yeb sax dañ koy tuur si géej noonu muy yàqu. tuur. donc vraiment muy lu métti ñu accès. waaw yéen bateau est-ce que jot ngeen leen xàmmee yan bateau la bitim réew la wala bateau Sénégal la. waaw bu dee ñun ak pirogue artisanal yi bon actuellement ñun xàmmewuñu bateau yi. xàmmewuñu bateau yi mais xam nañ ne li ñu gisoon daaw si ay bateau ak ren li ñu gis ren si ay bateau uute na loolu xam nañ ne lim bi yokku na ba jéggi dayo ñoom loolu xam nañ ko. ban xeetu xam nañ ne aussi bateau yi scientifique bateau yi seen capacité bi ñu napp moo gën a garaaw fuuf li bateau yi daan napp. ah bon yan xeetu jën nañuy napp. waaw boo xoolee li Sénégal yi di gën a dundee. muy jay bi di yaboy bi di wéyam bi am na période boo xam ne nii sax cooroon bi nii dafa daal dem ba jën bi day lam mais ren. cooroon da nga dul mën a sax gis jën. yaa ngi doon invité jàpp femme transformatrice. mais femmes yi booba léegi amuñu luñ transformé amuñu dara luñ transformé. mais le plus mal dans tout ça li ñu gën a métti dans tout ça. mooy tey bu ñu toogee ba ne industriels yi mën na ravitailler le marché local. mais industriels tey bu ñu demee ñoom di pêcher di ravitailler le marché local ana ñi doon liggéey ci filière yi pêche artisanale ana moolu firatune yi doon dem jàpp jën dundal seen njaboot ana femmes yi doon jënd liggéey dundal seen njaboot ana tey baana yi enukat yi mais filière bi ñoom ñëpp dañuy dee tey industriel bi mooy dem nappi mooy ravitailler le marché mais kenn xamul lan la loolu kenn xamul lan la mën ñu ko comprendre ñun. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. waaw maa ngi leen di gërëm ñu nekk fi daan leen laaj par rapport ak sa li nga indi waaw dégg nga li ma wax nee na tey jii dañuy li ko gën a naqari mooy dañu wax ni industriels yi ñoom mën nañu marché local bi quand même mën nañ ko jox li nga xam ne moom la soxla lan mooy sa xalaat si loolu Pierre du fekkee ni sànq. loolu moom ministre bi yor napp gee ko wax moom laa ko déggee. xam nga bu dee foofu rek ngay xam ni ministre bi xamul li mu yor. parce que bu demee ba ni marché local bi boo demee port waxul boo demee ci tefes yi dafa ne boo demee port bu Dakar la fay wàcc ci jën mi ngi dem ci marché local yi veut dire dañ koy nax xam nga day toog bureau am ñoo xam dañuy ñëw wax ko lii fekk loolu amul parce que Sénégal ku ne xam na ni marché local yi muy Kaolack Touba Ndar Tëngéej
ak fu mu mën a doon ci Sénégal pêche artisanale rek moo leen mën a dundal parce que moo am capacité boobu moo am xarañaay boobu pour mën a indi jën dundal leen muy lu mel ni fil à tourner lu mel ni fele-fele lu mel ni gaalu maare lu mel ni gaalu ngët te dafa am loo xam ni tamit xamaguñ ko parce que fil à tourner exemple mën naa joxe ci exemple koo xam ne buy pêche di day yóbbu 60 personnes bu ñëwee 30 personnes ñooy débarquer gaal gi 40 personnes ñooy yenu jën bi yóbbu ko ci kaw plus que 100 personnes bu taxaw ci tefes gi ñu may leen jën ñu jaay pour yóbbu seen kër plus que baana ba koy jënd yàpp ko ci otoom yóbbu ko dem jow yóbbu bu dee 300 kees mu yóbbu ko Kaolack jox ko 300 jigéen ñu jaay ko ku ci nekk am ci dara yóbbu ci sa njaboot mu ma benn fil à tourner mën a dundal 400 personnes gaalu fele-fele mën a dundal 100 personnes gaalu maare mën a dundal 125 personnes gaalu ngët mën a dundal lu mu bon bu teeree donte 25 personnes muy benn filière bu gudd ndax dañu war a seetaan ministre bi taxaw ni port bi mën naa dundal marché local yi man ci moom laa ko déggewuma ko ci kenn moom laa jàkkaar loolu mu wax loolu veut dire bi mu waxee loolu nag laa gën a comprendre que ni kii xamul li mu yor bu xamoon li mu yor dina indi dina wala amul ay conseil wala amul ñu muy déglu parce que dafa am débat yoo xam ne kenn du ko yóbbu ci télé wala nga ko yóbbu ci rajo parce que li mu yor ñun ñoo ko moom na xam loolu ñun sénégalais yi ñoo ko moom ñun sénégalais yi ndax am nañ droit moom suñu yëf jiital président Macky Sall moom mu dénk ko mu ni duñ ko laaj li mu yor dañu am droit bu ñu ci gisee lu ñu naqari wala lu koy yàq ñu wax ko parce que moom daf fiy jógee ëllëg dem bàyyi ñoog napp gi parce que ministre nekkoon na fi tey démb ak bërki démb dem parce que moom bu jógee fi mu ne mu dem ndax bu yàqoo moom day yóbbaale yàqu bi dañu ko fi bàyyil ñun ñi fi des ñoo koy subir moo tax ñu taxaw di wax. bon daal industrie ñoom ñooy alimenté kii marché moom loolu la wax xamul dafa xamul. kooku d'accord leen si kii boobu moom sax xamul li mu wax dafa juum na jéggaloo askan bi parce que askan wi la tooñ foofu. sànq li nga doon ñëw bay expliquer si zone bi nga nekkoon di wax ni zone boobu du fekkee ni dañ fa def ay filets bugg napp lu toll noonu yëpp kooku ñan ñoo koy def ay bateau étranger la wala ay bateau étranger ñoo koy def gis nga géej gi li ngay wax noonu. si fii nii rek fii. non fii diggante Sangomar ak Cap d'Anas. waaw la bateau yi di pêcher te diggante Sangomar ak Cap d'Anas jën bi ñu soxla foofu la ne. muy zone bu am solo la muy di dugg Sompat Sëdd Yaboy ak lu mel ni Kuuju lu mel ni Fantambay lu mel ni lañña xeetu jën yooyu ak wëyëng ak jay foofu la nekk ci diggante boobu dafa daan sax bu jafe-jafe amee Mbuur ak Joal ñooy ravitaay réew mi Mbuur ak Joal crise bi fa am fi ñu toll ni bu ñu la ko dee wax da nga naan lii am rawatina Sénégal Covid ñëw na ñu am problème Covid bi gën a nag géej gi gën a am problème mu jën te dara waraluñu ko lu dul bateau yoo xam ni xam nga bateau bu mat 40 mètres am largeur 7 mètres di pêcher plus de 100 tonnes mais boobu géej ndax bu ñu seetaanee loolu du kii te jën ku ne xam ne day immigré day ñëw booru Sangomar lay jóge wala booru Saint-Louis lay jóge booru Mauritanie waa léegi bu bateau yi taxawee ci biir géej li gaalu loo cay war a napp ñu taxaw foofu dogale ko lu ñëw ñu jël ko yóbbu ñun fan lañ jëm c'est ça le problème ministre bi na xam ni Sénégal dëkku napp la ñun ñoo jàngal Mauritanie napp ñun ñoo jàngal Bissau napp ñun ñooy jël napp di ko yóbbu ci réew yi kon ñun réew mi dafa am ay d'origine nappkat ñoo xam ne bu ñu nappul du ñu dund foofu lañ koy woo te jàpp naa ni sax fi mu toll nii tembe ñun waratuñu wax ak ministre bi le président de la république Macky Sall la ñu war a waxal ndax moom la ñu fal. Pierre daan dellusiwaat si yow Abdoulaye Ndiaye ma dellusiwaat si yow si temps Covid bi surtout foofu nu wax ni defe naa seen rapport génn am na wax lu tolloog 7 ou 8 bateau yoo xam ni dañ leen gisoon nuy napp jamono boobu ñooñu lu ñu doon napp exactement. est-ce que am ngeen si ay firnde ak yu demee noonu. exact li ñu doon napp ñun mënuñu ko xam. parce que déjà nekk mais ban zone la nekkoon. si dans les zones liñ fay xam nga rapport dafa bind ne dans les zones géeju set àdduna bi dañu ko dagg kenn ku nekk ñu am lu ñu la jox Sénégal dafa am lu ñu tuddee zone économique exclusive zone économique exclusive bu Sénégal état du Sénégal moom moo am sañ-sañu mu gérer ko kon ka fay napp moom moo ko war a jox autorisation. mais gis nañ fa gaal ya fay napp si suñu système AIS bi ñu ko mettre en place suivre que pendant ñetti weer gis nañ fa ay bateau yoo xam ne si biir zone économique exclusive bu Sénégal la ñu nekk di napp si biir géeju Sénégal te bi ñu gëstoo pour am seen licence amuñu si lu leer donc loolu la rapport bi génn beneen bi mooy rapport bi dafa génn si temps de Covid rapport bi di rappeler état wu Sénégal responsabilité yoo xam ne ñun dañ ko am seen état yi dañ ko am benn bi muy non seulement ñu aar
métier yi nga xam ne moom mooy métier nappkat yi parce que nappkat yi ñu demandé loolu am na ku ko wax léegi ki woote Cheikhou Mbengue wax na ko nee na effectivement ñoom dañ leen tere ne bu leen defarati gaal gu bees. ñoom bañ ñu koy wax dañ ñu jox këyit gu mu àndal donc arrêté la arrêté bi moo nekk nii. c'est un ministre de la République moom moo ko signé muy arrêté numéro 066 397 ñu signé que le 29 août 2012 depuis boobu ñu ne gaal yéen mool yi bu kenn defarati gaal gu bees boo demee ci article 2 bi dañu wax lan moo tax ñu ne parce que daf jën bi capacité de pêche bi moom la ñu bëgg wàññi ak accès à la ressource mais naka ngay xañee say ñooñ di jox ku dul sa ñooñ parce que loolu mooy question bi tey jii naka la ñu mënee xaj ne yow borom gaalu Fira Tourné bi yow borom gaalu Maare bi yow borom gaal gu ndaw gi daan nappi bul yokkati gaal ñu indil la bateau boo xam ne mbat na 40 mètres ni ko yow demal nga napp lan la bateau lan la gaal googu Fira Tourné bi bu mënoon jàpp te bateau bi du ko jàpp fukk wala mu jàpp ko ñaar fukk wala mu jàpp ko fanweer donc loolu ñun foofu la ñuy attirer seen attention Pierre wax na ko léegi mool yi li ñuy liggéeyloo si nit te Sénégal dañu wax ne ñun suñu politique daf si bokk création d'emploi création d'emploi bi am si tefes bu ñu ko xamoon du ñu xalaata jël benn bateau di ko signer licence Sénégal parce que ni ko Pierre waxee boo calculer gaalu Fira Tourné bii nappi lu mu tuuti muy gaalu Fira Tourné yu gën a ndaw dinañ employer 30 personnes gis naa Fira Tourné yu employer téeméeri nit imaginez ne gaal boobu buy teer ki nga xam ne moo ko war a tibb muy kii kil dañ koy fay ki nga xam ne moom mooy yenu caissier bi dañ koy fay ka nga xam ne moom mooy charretier bi si lay dund femme micro marieuse bay xaar di jënd di jaay sa lay dund femme ba nga xam ne dafa toog di xaar ñu jox ko mu waas sa lay dund femme transformatrice ba toog sa sin ba di xaar jën wi ñu indi ko mu lakk ko pour dundal waa Sénégal ak sous-région bi si la ñuy dund waa loolu est-ce que am na benn bateau bu mën a remplacer emploi yooyu yëpp si biir rapport bi dañ ci wax tamit ne yéen a ngi def loolu en dehors de yéen a ngi def loolu mais gestion bi ñu war a gérer durablement la ressource dafa des parce que Sénégal mi ngi signé sax di implanter ay usines de farine de poisson un peu partout au Sénégal. mais dooguma la Abdoulaye daan ñëw si kii boobu mais ñu yem si bateau yi. yéen a ngi donc bi Covid bi amee temps boobu gis ngeen ay bateau. ba pare nga génn li nga xam ni nekk na depuis 2012 nu daane léegi kenn dootul defal embarcation yu bloqué yi kooku arrêté nan kenn dootul defati benn immatriculation si fànn boobu. te loolu. bon léegi man li ma dégg ministre bu moom wax si kii la fu yangu nee na kooku def naa sax si mois d'avril nañu mugg àggale affaire am ndax gaa yi dafa am ñu ko attaqué di ko fast track sax nañ def affaire bu dañ ko gaawantu mu gaaw pare donc moom. bañul ni am na loo xam ne pare woon na pour dugg si géej gi mais dans ce cas naka la mën nangoo loolu d'autant que moom mi ngi doon bañ loo xam ne fii si biir réew mi la loo tey te nangu na ni que bateau yooyu sénégalisation bi dafa jaar yoon régulière na. xam nga ñun ginnaaw suñu rapport li ñu gis wane nañ ko mais ginnaaw rapport bi gis ngeen sax presse sénégalaise bind lu bari si loolu. xam nga tey bu ñu ciblé ñun dañuy bañ ñu ne ñu da ngeen ciblé. rapport bi bindul ñun suñu rapport bindul chinois. dafa bind ne ci temps Covid ñu ngi bàyyi ay forces étrangères ñu seeti ci ay dëkk fu mel ni Chine fu mel ni Turquie fu mel ni Union européenne ainsi de suite donc ñun noonu la ñu bindee ay des gaal yoo xam ne Asie lañ jóge donc ñun amuñu ciblage ci benn xeet. te ñoom foofu la ñu bëgg yóbbu débat bi maanaam dafa mel ni ñun dañu jël di cibler benn xeet. loolu du liggéeyu Greenpeace parce que Greenpeace dafa nekk ci dëkk yu bari ba ci dëkk boobu ñuy wax dañ fa am ay bureau kon ñun du ñu cibler xeet mais nag yoon la bu nekkee dañ ñu saisir. ñu mëne enquête ni mu waree rapport bii du rapport bu njëkk bu Greenpeace bind njëkk na leen bind ne def am ngeen main basse sur la sardinelle maanaam kon ñu ngi jaay sardinelle bi muy yaboy bi ay bateau ta waruñu leen ko jox bind nañ rapport wax leen ne bateau yiy napp Sénégal déclaration bi ñu déclaré ne lii mooy suñu capacité napp muy TGB bi dañ ko fraudé bind nañ ko jox ko état du Sénégal wax leen ne kon gaal yi fi nekk seet leen parce que la ñu wax ne moom la ñuy napp en réalité am nañ doole bu ëpp loolu te loolu bu nekkee da nga fraudé ci TGB bi day wàññi yow bato bi li nga waroon fay pour Sénégal. kon économie Sénégal dañ koy impacté. waruñu ko kon nangu. mais kon ñoom loolu répondre bi nga leen bindee. non ñu xam nga ñun ministre wax na leen que amul obligation mu répondre ñoom xam nga wax na loolu ci émission moom ñun mënuñu ko forcer pour mu répondre effectivement mais nag ñun aussi kenn mënuñoo ne téye leen seen gémmiñ lii bu leen ci wax te fekk askan bi moo demandé pour ñu wax ci. parce que dama la wax ne.
organisation bu bokk si napp gi moo ñu bind lettre si cas bi ne wax leen si lii dimbali leen ñu si dañu demander aide appel la ñu def ñu ne comme que demande ngeen ñu mënuñu wax si lu ñu xamul la ngeen am si kayit jox leen ñu xool ban ñu joxee kayit yi tamit ñu vérifier ne effectivement kuréel yi bind nañ bànqaasu état bi bokk ci ministère des pêches ne leen dañu bëgg avant tout ngeen jox ñu la liste des navires autorisés à pêcher au Sénégal. xam nga man li ma mënul comprendre pour mu leer waaw pour mu leer. mais léegi lan moo am jafe-jafe si loo xam ne benn tableau Excel la da ngay dem tiire ko génne ñu ne la Matar mi jox nañ ko licence bés sàngam lii lañ ko may pour mu napp lan moo si war a nëbbatu. ah nee nañu yéen war leen ko laaj. ah mais laajuñu ko léegi ñun société civile bi ñu ngi koy laaj. ñii ñoo ko laaj tey jii mool yi kii toog fii si kuréelu mool la bokk kuréel ga mu bokk laaj na ko. waaw moom mooy man sax du ma ne yéen ñii sax laa wax. moom loolu répondre ne ñi war du ko laaj. mais pourquoi waruñu ko laaj te ñu nekk ay sénégalais. qu'est-ce qui empêche aujourd'hui loo xam ne c'est xam nga bu ñu fàtte ne li ne si biir géej gi ressource naturelle la ressource naturelle xeet gi moo ko moom état nag moo koy saytu mais xeet bi moo ko moom c'est pour la nation bi moom loolu nga nekk yow mool bul amati gaal. keneen ku dul mool indil ma bateau ma signal la tëddee njaaxanaay amu fa te këyit yi boo ko yëree boo xoolee am na benn projet bu fi nekkoon projet bu ñuy wax ADIPES rapport bi ñu génne en 2012 bi ñuy jël dogal bi ne bu kenn yokkati benn gaal boobu Sénégal 82 bateaux ñoo fi nekk di napp dernier këyit bi ñu mujjee joxe ci commission consultative des licences di demander bi ko pêcheurs yi partagé 199 bateaux moo fi nekk. actuellement nii. waaw lan moo tax ci rapport bi nga xam ne moom la direction des pêches defar partagé ka lan moo tax tey ñu mën a yokk bateau yi à ce niveau ne mool yi bu leen yokk seen gaal yi kon maanaam tëddi njaaxanaay amu fi léegi mool moomu nga xam ne ñoom xam nañ gaalu Pierre moom mii dëkk Tëngéej ni nga no sàngam kii moo ko moom fii la dëkk lan moo ñu tere kon ñu mën a xam bateau sàngam diw moo ko moom dëkk Sénégal bu dee dañ ne bateau bi bateau Sénégal la ak bañ koy jox licence est-ce que jaar na si ni ko yoon waxee parce que dafa am nu ñuy joxee licence code de la pêche du Sénégal moo ko wax code de la pêche téere boobu ministère des pêches ñoom ñoo ko toppatoo ba mu egg fu mu egg avec organisation yi ñu topp code de la pêche boobu di mu war a doxee loolu nag état du Sénégal moom moo ko war a def mais bu nekkee tey jii dañu bind code de la pêche ñu ne balaa ngay jox nit licence da nga war a convoquer commission consultative des licences ginnaaw loolu dañu war a déglu ñi seen xam-xam màcc ci gëstu bi ñu gëstu korot ba ne est-ce que jën am na fi jën ba ngeen bëgg joxe licence ñaata moo fi nekk la fa nekk est-ce que war nañ ci joxe lu ëpp parce que tant que amuñu lu ëpp amuñu droit ñu joxe est-ce que loolu topp nañ ko foofu la mbir mi nekk kon bu ñu bañee joxe tey jii listing bi ñun dañuy jàpp ne kon respect boobu waroon am fële est-ce que am na donc foofu la mbir mi nekk il va falloir que ñoom ñu xam ne première chose à faire en termes de transparence leeral bi ñuy woote ne Sénégal lépp dañ ko war a def dans la transparence tey ci pêche bi mooy ñu xam ñan ñooy napp ci Sénégal bu ñu waxee nañu xam ñan ñooy napp ci Sénégal du gàllooco rek gàllooco la bateau la ki am accord de pêche comme ki ñu jox licence ka ñu jox licence nan lañ ko joxee licence est-ce que jaar na fa mu war a jaar yooyu yëpp ay laaj la yu ñuy laaj licence de pêche yooyu ñuy joxe est-ce que ñañ ko jox ne tey am nañ licence diggante 2017 2018 ba 2019 ban commission moom moo ko siégé moo ci waxtaan ba jox leen ko donc yooyu mooy laaj yi nga xam ne moom la askan wi di laaj ñoom rek mënuñu laaj ñu demander ñu leen jàppale ñu laaj ñun aussi am nañ nag sañ-sañ ñu ne ñii li ñuy laaj c'est pertinent ñu demander ministère ni ñii li ñuy laaj c'est pertinent jàppale leen ñu leeral leen ci loolu donc loolu moom mooy taxawaayu Greenpeace bi ñu demee nag ba gis ne loolu aussi am na ñu ngi topp ci mbir mi di ko topp ba gis ne laaj na ñu bind ci rapport ñu bind ci rapport partager ko un peu partout. voilà Pierre ma dellusiwaat ci yow léegi dégg nga li Ablaye wax léegi ne nu bateau yi àgg na 198 alors que loo ciy arrêté woon na leen yooyu nekk na loo xam ni war ngeen ko xam yéen benn nga xam ne loolu seen réaction lan la woon par rapport ak ministère. ak lan moo tax nu arrêté ay gaalu Sénégal ba pare bateau yi nga xam ne ñoo gën yaa ñu daal leen bàyyi nuy ñëw di napp. waaw xam nga ñoom bi ñu woowee dañu wax ni ressource bi dafa manqué dem nañ sax ba naan nappkat bu bëgg ñu jàppale la ci xaw ma ban financement nga dem ubbi boulangerie nga jël sa gaal nga aj ko ci kaw dem nañ ba egg ak ñun ci yooyu débat pour wàññi géej gi li mu yenu. wala loo ciy bokk ak bateau yi xanaa bokk na lu ñuy napp bon. non ñoo bokk lu ñuy napp. waaw mais lu tax bon nu bàyyi ñu yokkaat. xam nga lu tax ça pose problème loolu. waaw lan mooy dañu xam ni ñun suñu réew fii Sénégal dañu xarañ ci napp
jënu bato mën a napp mën nañ ko napp mais dañu bokkul façon matériel bu ñuy liggéeyee loolu mooy jafe-jafe bi mais bu ñu demee ba nga xam ne ñun ñooy comme ni ko Ablaye waxee ñun ñoo moom géej gi ñun ñoo war a liggéey ci géej gi mais ñun ñu dem ba xañ ñu loolu ñu yéen du ngeen amati gaal arrêté leen gaal dootuñu leen jox numéro te ñu ngi def appel fii ni ministre bi na tijjiwaat base bi mu jox gaal mool yi ay numéro ñu am permis de pêche parce que nag mi ngi jox ay bateau licence dafay jot nag Sénégal am na mool yu bari yu am seen gaal war a liggéey nanguwuñ leen jox licence te wala ñu nanguwuñ leen jox numéro gaal pour ñu am permis de pêche parce que boo amul numéro mënoo am permis de pêche kooku benn la ñaareel bi ndegam ñun la xañ loolu mais war na ko xañ beneen doomu réew parce que ñun li ñu firleel ni ay Chinois ñu ngi ci géej gi comme ni ko Ablaye waxee Union européenne ñu ngi ci géej gi mais dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci géej gi bu ñu gisee ñaaw yi tey ay sénégalais da leen ni metti ñu caméra ko yónnee ñu ko ñoom it gis nañ ko xam nga dafa am benn ñaari bateau turki yu fi nekkoon ci nord bi di napp yabay man ak ministre jàkkaarloo nañ ni Ablaye mi ngi fa woon ma interpellé ko ci mu ni ma nappewuñu Sénégal Gambie la ñuy nappe te gaal yi leen di gis di leen gis ci géeju Sénégal parce que gaal yi ñu ngi mbaali di leen gis kon géej gi war nañ dolli surveillance bi ñu surveiller ñu géej gi parce que géej gi lañ am waruñoo seetaan ba géej gi nasax parce que. bu géej gi nasax mais ñoom du leen waxee bateau yooyu nappewuñu Sénégal mais ils sont catégoriques duñu jéem sax wax ni non xëy na dañu rëcc dugg wala mais ils sont catégoriques ils vous disent que nappewuñ fi nappewuñ fi. non moom këram lay tëdd fanaan ba bër set ñu wax posé que question bi mu ni nappewuñu Sénégal noonu lañ ko mën a jàppe parce que tamit bu doon am na matukaay yi mu laaj yëpp mu teg ko ci wetam mais war na buñ nee ko bu navire bii fii la nappee war na ci xam dara après ci la ni day bind benn lettre pour ñoom ñu bañ a débarquer ci port bi parce que coow li loolu boobu coow li bari na mais ñàkk a débarquer ci port bi amaluñu solo li ñu amal solo mooy suñu jën wi ñuy tibb moo ñu amal solo parce que dañ ko soxla. duñ débarquer wul port bi mën nañ débarquer beneen port. mais nañ débarquer beneen port. waaw mais niveau surveillance donc puisque mi ngi wax ñii nappewuñu fii te ñoo gis na leen ñoo ngeen nappe fii laa mais où se trouve la surveillance alors dans ce cas. mais ñun pêcheurs artisanaux yi ma wax la li gën a garaaw dañu nekk ci tefes bi di jaay jën ñu ñëw ni ñu amoo permis de pêche jàpp ñu alamaan ñu. ñu leen amu leen permis. amu leen permis comme amoo permis de pêche wala am nga défaut de gilet de sauvetage ñu jàpp la alamaan la. oui ñun dañ ñu koy def. dañuy dem tamit ci géej gi ñoom ñu dem surveillance daje gaal gu amul gilet amul permis ñu jàpp ko surveillance yi nag canotte la ñuy yor bu boobaa war a gaal service de pêche moom amuñu dara. ñoom dañ leen bàyyi noonu bu dul gaal canotte la ñuy yor mais bu dee bateau war na mën a am ay navires yoo xam ni géeju Sénégal ni mu toll navires yi di def patrouille comme Mauritanie ni ñuy def comme Guinée Bissau ñi ñuy def parce que di nga jékki-jékki dégg ni marinu Bissau jàpp na ay gaalu Sénégal. di nga jékki-jékki dégg ni marinu Mauritanie jàpp na ay gaalu Sénégal. souvent ba nga ciy dégg ay catastrophe waa léegi pourquoi pas mas nga dégg rarement ngay dégg ñu ne la gaalu bateau Sénégal jàpp na bateau ci géej rarement wala buñ ko jàppee duñ ko wax parce que nag ñun dañ soxla di am information yi parce que ci réew mi lañ bokk ñu ñuy wax lan moo xew parce que nag géej gi boo xoolee Kayar crise moo fa ne fi ñu toll nii nga dem Mbour Joal Tëngéej dëkk boo ci dem ku daan dunde napp pour nga dund fi ñu toll nii jafe-jafe la ku bu dee ku feebar mënoo ko faj boo amee ngénte mënoo ngénte boo amee dëj mënoo def dara kon veut dire réew mi am na crise nañ nangu ni problème am na ci napp gi ñu toog sauver ko demander conseil présidence de la pêche wala assise de la pêche le président de la république la ñuy demander loolu mu woo askanam ñi seq napp gi woo ministère bi ak techniciens yi ñu toog waxtaane napp gi jafe-jafe yi ci am bala mbir mi di gën a yokk parce que ministre bi à l'heure actuelle du moom mooy régler problème mu napp gi parce que nanguwul déglu nanguwul wax ak nit ñi dafay dem di wax lu ko neex rek kooku nag dañ koy seetaan c'est ça le problème mais fi ñu toll nii tembe bu ñu xamoon li nappkat yi di dund ci tefes yi c'est catastrophique beneen bi Covid jaar na fi secteur yëpp nga gis ñu dimbali leen ñu ni secteur de la pêche dañ leen di lebal waa léegi ki ngay lebal yow da nga may lebal xanaa boo may lebal day fekk ma am lu ma la fay man gisuma jën wu ma napp mareyeurs yi seeni oto jógeetuñu ci quai de pêche yi ñu ngi gaare géej gi amul jën léegi boo ma lebalee xaalis fan laay jëlee lu ma la fay te nga gis ñu may waykat yi xaalis may footballkat yi xaalis may waa santé xaalis may ñëpp xaalis ñu ni nappkat yi duñ leen may xaalis gis nga li am ci mbay mi ñu koy coow des fois day am ci géej gi ñu ni mbay mi doxul des fois da ngay dégg ñu ni la géej gi am na problème sàngam sax yi ñi nekk ci suuf jënu suuf bi mënuñu ko jàpp
wala nga dégg jënu kaw ndox bi nangam ak nangam mais mool ma soo gis mu ñëw ni dimbali ma parce que mool li mu bëgg mooy dem di jàpp jën bu amee jën tuur ay dogam ci gaal gi wala mool bi soob ci asam tukkal jàpp jënam dem ci marché bi dem jaayi ko am mbégteem googu naan ataay tëdd xëy suba dem utiwaat moom bu dee am jëm rek mi ngi sant yàlla kon nañ ñu dimbali géej gi am jën te bañ a jaay suñu géej sonal nañ ñu. ak Ablaye un autre point boo xam ne dégg naa ministre wax si également bi ñu ko dee laaj ci affaire di wax si affaire sax jën amatul mu daal leen mu répondre daal ni jën yi d'abord du jënu Sénégal mu ndax jën ku ko xam ni jën dëkkul fenn. waaw mais xam nga ñun lu ñu mënti xam mooy boo xoolee statistiques yi nekk si àdduna bi dañu wax ne les poissons de l'Afrique de l'Ouest Sénégal si la bokk si géej gi ëpp jën la ñu bokk. oui naturellement lu mas wax la d'ailleurs. waaw imaginel tey doomu Sénégal yi ñu ne Sénégal seen zone bi ngeen nekk seen géej ci géej gi ëpp jën la Sénégal lijjanti pour ñu am ay licence di jële moolu Sénégal ne dem leen nappi Mauritanie te ñoo Mauritanie ñu bokk zone bi ñu ut licence ne moolu Sénégal dem leen nappi Bissau waaw fu Sénégal nekk neewul diggante Bissau ak Mauritanie li tax beneen si dëgg bi amul jën beneen bi am donc saytu bi yorinu géej gi dafa am solo Matar si mbir mi il va falloir que ñi nga xam ne ñoom ñoo yor napp gi au Sénégal jàpp ne napp gi du affaire dem géej la ñëw dafa am ñaar yu mu yor au Sénégal benn bi dafa yor lu yaatu ci économie Sénégal beneen bi dafa yor sécurité alimentaire u Sénégal. surtout ça. jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo toog seen siin yi di xaar ñu indil leen yabooy bi wala ñu indil leen jay bi wala këba bi wala oo bi ñu lakk ka defar keccax am na koo xam ne mi ngi toog Tamba marché jawbe ñoom lay xaar kooku bu liggéeyul ka toog jawbe lan lay liggéeyee te ku toog jawbe nag la muy jël moom mooy dem ci biir dëkk yu ndaw ndawaan yi diggante Mali Guinée Bissau di dundali ay nit kon aspect sécurité alimentaire boobu état du Sénégal daf ko war a bàyyi xel ne man lan laa war a def ba tey su ma ñooñ yooyu nga xam ne tey am nañ métier ba pare du ma jëndee seen métier mi leneen aujourd'hui buñ ko réglé ci problème mu benn bateau chinois la wala bi kële tey ku xamul dégg ñu naan fu yoon yu fu ne day mel ni benn bateau la du benn bateau yu bëri la ñoom yëpp ñoo bokk tur kon ku xamul nga naan fu yoon yu danaan mais ñoom seen benn gaal gi rek la ñu sonalee benn gaal gi mais du benn. dafa laa dégg naa ministre bi daal na flotte de 8 navires. non moom li mu xëj na moom li mu gis mais tey jii boo demoon ci internet bi rek nga dugg ci loolu nga tàppe nga xool fu yooyeen yu mooy lan ci àdduna bi donc loolu ku ne am nga ci accès il ne faut pas tey jii boo xoolee tey Sénégal lii côté Sénégal la ci rapport yi moom moo génne li rapport bi nga xam ne moom la Greenpeace def boo xoolee rapport bi li mu lay woon yëpp mooy lii côté Sénégal la ku ko xool xam lii activité de pêche la boo xam ne ay bateau ñoom ñoo ko fi def bateau yooyu bu ñu demee xool leen ba mu jeex bateau bu leen doon xool bu ñëwee ba fii tur yi boo day génne tur yëpp dala naan man bateau yu ma gis bateau nangam la diw lañ ci bind bateau nangam la diw lañ ci bind bateau nangam. diw yooyu di ngay defee nii laa yan tur nañ si bind nii. xaaral ma jox la xoolal kii fu yuan yu 98 89 la bii 80 fu yuan yu 98 82 la bii 98 86 la bii 98 81 la yii yëpp moom la. te bu nekk bateau boppam la. bu nekk bateau boppam la. Fuan yu c'est loolu générique. jeex na mi ngi mel ni yow nga am say gaal comme tey jii ñun mool ni ngay tuddee sa gaal sëñ Fallou kii tuddee gaalam sëñ Abdou Aziz. da ngay gis ñaata sëñ Abdou Aziz ñoo am si mool yi. bëri na donc bu ñu ko jàppee rek di tudd turu benn bateau ñu defee ne benn bateau. benn la waay effectivement. flotte la boo xam ne tey jii suñu géej gi antanul loolu. nañu sóor ne mool yi bu ñuy wër ku néew doole te du ñaan nañu dem ci mool mooy Pierre wax na ko léegi maanaam dañu am fierté. fierté nekk li ñu doon. fierté boobu nag bu nekkee ñoom dafa nekk ci ñoom ñu nangoo liggéey état bu ñu dëkkale état bi dafa war a wax ñii ba nangoo liggéey nan laa leen di jàppalee ba seen liggéey sax dàkk ba pare nag mu méngoo ak ñoom li ñu bind ci seen lettre de politique sectorielle des pêches maanaam une pêche durable. pêche durable mënul am. bu nekkee dañu def une mauvaise gestion lu neex waaye na napp ku ñëw na dugg nañu joxe licence ñu contrôlé wul nañ ko teerale feneen nañu samp usine bu ñëwul samp bu subaa mu indi jafe-jafe ci napp gi te su boobaa nag pêche durable bañ doon wax pêche durable dootul am lan mooy am mooy commencé xew tey ñenn ñi di bàyyi seen dëkk di uti feneen ñenn ñi bàyyi seen liggéey di uti leneen te dara indiwu ko nag lu dul façon bi.
bon nu dugg bi si beneen sujet boog ndax def naa licence yi moom li si expliqué def naa leer na nañu par rapport ak également li nga xam ne ministre bi moom la waxoon te nu rapporté si quelques propos par rapport à ça sous forme de questions yoo xam ni joxe ngeen si seen ay réponses puisque léegi ñoo ngi dem si li nga xam ni ñoo ngi wane ni léegi maanaam ñii di génn di si seen réew ñi si ëpp na def naa 70% ay mool nañu te léegi Pierre mi ngi doon wax également que doo demee ba Kayar tey jii dundatunu tout dernièrement rek maa ngi am benn information bu yàggul depuis quelques jours defe naa ay vendredi comme ça ou bien samedi comme sam benn xarit bu nekk foofu si Kayar jamono ba nga xamee ni amoon na fa defe naa usine de farine de poisson bi te moo amoon te gaa ñi defoon foofu ay manifestation yu métti dafa ni ma léegi daal foofu moom usine ba yëpp nee na tekk ñoo ngee nekk bi ma ko laajee ñoo ngee nekk lan mu ne en tout cas de république bi métti woon na ba nga xam ni affaire yi daal dafa ni tekk on ne comprend plus ñi nga xam daal ñoo ko amoon te arrêté nañu affaire yi. léegi ma ñëw bëggoon léegi ngeen ñëw si wàllu également bon mbirum farine de poisson yooyu ndax ministre bi foofu itam am na benn wax bu mu fa wax daal ni du jën bi si boppam ak seeram nañu jël di ko def farine waaye ay bopp yi ak ay genn yoo xam ni ay kenn soxlawu ko yooyu nañu jël moom nu ñu defaree farine waaye du jën bi en entier nañu jël di ko defaree farine. waaw xam nga Matar kenn dina jël sa usine nga fere ci 1 milliard wala 1 milliard 500 usine farine de poisson yi ñu gis ay 1 milliard 2 milliards lañ ciy financé ndax kenn dina jël 1 milliard 2 milliards pour ay boppi jën ak ay yaxi jën ak ay butitu jën. waaw maa ngi déglu. waaw dama ni ndax di nga gis ku jël 1 milliard wala 2 milliards. waaw ñu ni jën amatul. amuñu jën wu ñu lekk. may ma ñëw une seconde rek am na kuy insisté si ligne bi salaamaaleykum mbokk mi allo. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. man maa ngi tudd Mame Thiam Massamba Fall dëkk Yoff nekk Mool. Massamba Fall dëkk Yoff nekk Mool ñoo ngi lay déglu Massamba. jërëjëf ma lay gërëm yow moomu dalal ñaari kilifa yooyu ci napp gi. ñooñu nga dalal mat nañ ndaw napp ndaxte xam nañ seen détermination ak seen xam-xam ci napp gi. di leen nuyu muy Pierre Mboup ak Ablaye Ndiaye. ñu ngi lay nuyu Massamba merci. jërë ngeen jëf encore une fois di wax ne rek. rëcc na booba léegi maa ngi déglu. di wax ne damay rejoindre waxu Pierre Mboup bo gis nga ñàkk xam moo ñu yóbbee lii lépp. ñun malheureusement napp gi dafa nekk li nga xamante ne dañu ñàkk jox cër bi ñu mérité buñ ñu ko joxoon ren gi kenn duñu tudd ci dëkk yi nga xamante ne taux de chômage bi fa la ëppee. ndaxte napp gi baykat boo gis nappkat la sàmmkat boo gis nappkat la ndaxte bu nooru nawet jeexee dañuy noori ci dëkki nappa yi. tey jii buñ ñu jàppale woon la ñuy defal bateau yi ñu defal ko pêche bi ñu jàppale ñu au moins ñu jéem a formaliser suñu activité bi suñuy employés yooyu dinañ ko mën a recenser ba bu ñuy comptabiliser employés yi duñ wax ne Sénégal dafa am taux de chômage bu élevé. beneen bi mooy suñu ministre bii ndooy rek a ko boole géej waaye xamul dara ci li muy yor affaire bi nag du question de lébu ou pas question de xam wala ñàkk xam la. waaw xam-xam la. xamul li mu yor xamu ko bu ko xamoon du wax li muy wax keroog ci rajo yi du doxale ni muy doxale ba mu faloo ba léegi. pêche mission impossible la ñaari ministre ñoo fi mas a jaar ñu war leen a mën a félicité muy Alassane Dialy Ndiaye ak Pape Diouf bu ko weesoo ñu fi jaar ñëpp lañ fi def ñun gis nañ ko. merci. loolu daal la amoon pour dugal ko. Massamba merci. waaw jërëjëf Massamba dégg nañ la. merci merci. waaw dama ni. xam nga kenn du jël investissement 1 milliard wala 1 milliard 500. pour yàqu jën ak boppu jën ak butitu jën. waa léegi d'abord ana jën woowu xanaa kalaa gis suux woo lekk da ngay kalaa gis suux kalaa nuñ koy waxee kalaa lekk suux. kalaa gis yax da ngay gis suux. mais bu yax suux amul nan la yax di amee ak butit ak bopp bu usine boobu di exploiter. waaw xam nga bu njëkk ba doon daan wax ni yin daan transformé xam nga di ko def la nag wala di ko jaay feneen ay bopp yeeg ak yu demee noonu moom lañ daan jël xam nga yooyu lañ daan wax. waaw moom nag si fànn boobu la. waree ni ay bopp jën bu tooy bi fi mu toll nii. waaw usine de farine de poisson yi jën bu tooy bi la ñuy farine. xam nga réew mi bu ñu bëggee mu avancer dañuy nangu di waxante dëkk di wax li fi ne. ñoom d'abord gisuñu jën sax bu ñu liggéey mais bu ñu dee liggéey dañ doon xool gaal yi bu ñu yebbee ba jën yu toll ci taatu gaal wala sori taatu gaal usines yooyu dem jënd ko yóbbu ko mais fi ñu toll nii tembe usines yooyu gisuñu sax lu ñu liggéey
suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci kii gisatuñu lu ñu liggéey. usine lu tax gisuñu jigéen lu ñu liggéey. mais ana ji ma li ma comprendre loolu mooy jigéen ñi transformatrices yi ñoo doon wax ni pêcheurs yi dañuy préférer jaay jën boobu usines yi parce que ñooy gën fay loo tax ñoom ñu sonn. non xam nga jigéen ñi bu ñu fi nekkul woon bi jën bare jafe-jafe dafay am jigéen ñi moo tax transformation bi demee nii mu demee ñoo am ay penc di lakk jën mais am na jamono yoo xam ni usines yi ak ñoom ñooy séddoo jën yi mais usines yi ñëpp d'accord nañ ni y a problème loolu d'accord nañ ko mais fi ñu toll nii tembe foofu la ñuy taxaw parce que fi ñuy taxaw mooy ministre bi ci wàllu boppam ni ma la ko mën a waxee mooy sunu ministre moom la yàlla dogal gëm nañ loolu mais comme ni ko sama xarit bii génn waxe loolu mooy li am xamul li mu yor parce que usine de farine de poisson yii keesu yaboy juróom-ñaari junni juróom-ñetti junni moom lay jar yaboy bu yaboy yu mër ak fukki junni lay jar ci tefes yi fan yi boo ko jàppee loolu du catastrophe dafa am mool yoo xam ne dañ jaay yaboy fukki junni constat ñaata kilo lay def à peu près 50 kilos léegi yaboy ki koy jënd ci marché fi mu ne 400 francs la koy jënd kilo te yaboy non benn jën te yaboy moo daan safal ci nii da nga daan am sa jën bu baax ñu ni utal yaboy pour safalal ma moo tax ñu ni Sénégal ceebu jën mais ceebu jën amatu fi de. ah bon ceebu lu ñu ma fi am. dévalué. waaw parce que y a problème dañu gisatul jën wi mag ñi doon togg xam nga dañ daan wax ceeb jën a koy neexal. mais ana jën woowu jigéen ñi di togg des fois sa jabar toggal la sax ba pare nga am lu la naqari fekk amul problème jën woo mu doon toggee pour am goût ba mu daan am moom la amatul. moom la amatul. moo tax ceebu jën amatu fi ba pare mu ni dañu jël jënu congélation ku xam jënu congélation xam guwam ndax mën na génne guwu ceebu jën y'a problème nañu nangu ni problème am na problème nag bu amee da ngay ñaan yàlla ni ko war a waxtaane ko bala muy sori ñu mën a dabu problème bi récupérer ko mën a defar réew mi ñun duñu ñoo xam ni dañu nekk ci réew mi di kaas non dañu bëgg réew mi dem ci kanam. ah nee na daal gars yi moom li nga xam ni. non loolu dafa am ay. moo leen xaw metti nee na daal li ñu bëgg defaraat pêche bi taxawal ay sart yu bees ak yooyu dafa am mel na ñoo xam ne ñoom. mais moom indiwul sart Matar moom indiwul sart daf fi fekk sart xam nga bu doon dafa ñëw indaale sart ñu mën a wax moom daf fi fekk ay sart te ku xam nappkatu pêcheur artisanat yi respecté nañ sart yi fi ne jalgati wuñu sart yi léegi nag ci kaw ñàkk jalgati sart yooyu moom li mu bëgg a def. la bëgg a def ñun nanguwuñu li bëgg a def mooy na ñëw mu defar napp gi ànd ak acteurs yi defar napp gi dafa am. nag waaw li mu bëgg a def yow mooy lan indi fi ay bateau ay mais ban intérêt la si am moom. moo ñu jaaxal ñun. parce que favoriser ay tubaab ci kaw ay nit yu ñuul ñun loolu lañ bañ nañu leeralal ni bateau amu fii. waaw mais intérêt bi lan la. non intérêt bi xaw ma ko. parce que moom mi non xam leen ko waaye itam. non daan jàpp ay tubaab indi leen dugal leen fii comme ça rek. par plaisir ñu napp yóbboo seen réew intérêt bi dañ leen di jox xaalis wala dafa am ay mbirum suuf mais yooyu. waaw mais xam nga lan mooy problème bi xam nga ñu ngi dem ci kanam tuuti toujours mbir yaa ngi gën a leer bu ñu demee ba ci kanam tam dina gën a leer xam nga dinañ dem ba bëgg a jaay bateau licence du ñu am lu ñu jënde lu ñu jaayee licence bateau parce que bu jën amul bateau du fi ñëw di jëndati licence te li ñuy séen nii foofu lañ nar a jëm yàlla bu ñu dal ñun nappkat yi ci suuf. waaw mais licence ñaata la ñuy jaayee. kenn xamu ko. ah kenn xamul xaalis bi nga xam ni. man de xaw ma ko. waaw mais quand même nekk na loo xam ne fixé nañ ko selon certains critères. au moins waa Greenpeace tane ma ci. ah mais xam naa daal am licence moom am na. waaw maa ngi ñëw am na ku nekk si ligne bi ñàkkul sax xëy na dañu ko wax salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ bi ñu ngi leen di nuyu. ñoo ngi leen di fay sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. Mor Mbengue laa tudd di wootee Kayar. yaa woote woon léegi Mor Mbengue. déedéet Mor Mbengue mi ngi door a woote. ah bu ay boog beneen Mor nga ay boog. kii moom dëkk amul xaalis mais maa ngi nuyu ñi nga bokkal plateau bi yëpp di rafetlu émission bi wax dëgg yàlla am na solo. merci. mais li ma la mën a assuré daal mooy ñun acteur de la pêche suñu problème mu ngi ni noonu ñaar ñooñu nga invité foofu toog di la tegal leneen lu la nit mën a wax lu bokkul ak loolu du suñu problème parce que problème bu Sénégal yëpp mooy manque jën te manque jën lii wut indi Sénégal mooy licence de pêche yi ñuy joxe ak lii nga xamante ne mooy usine farine de poisson yi ñuy implanté ñun amuñu problème ak benn nit rawatina am ministre parce que ministre bi ñun ñoo tax ñu indi ko fi kon ñun xeexuñu ak moom mais acteurs yi nga xam ñooy booto si ginnaaw ministère bi di ko dugal si tooxi doona te ministre bi rendu compte ñun loolu moom moo nu metti kooku yan acteur la yan acteur la mooy ñi nga xam dañoo dem organiser dama koy tudd benn organisation bu ñu tuddee CAP sa xaw ma ay acteurs dugg fa ni ñoom dañuy taxaw napp gi yow nan nga mën a taxawee napp gu ndaw gi dem di ànd ak ay industriel loolu xalaat la
beneen bi si des mooy licence de pêche du lu ñuy làmbatu dama ni même bu nu signé nañu signé wuñu bato yaa ngi si géej gi di mbaal signé nañ si ñëw nekkatul actualité mais bato yaa ngi si géej gi di mbaal ku ne xam na ni bato chinois moom ñu ngi ci biir géej gi du lu kenn di làmbatu waaw loolu nekkatul problème mu Sénégal ñun nag dañuy lancé alerte suñu président de la République mu jàppale ñu si suñu napp gi ministre bi mu déglu raison ngir ñu gën a def gestion de la nit ñaa ngi dem immigration clandestine dara yu indiwu fi nag dara indiwu ko lu dul ñàkk jën xam nga ne bu njëkk mool yi bu ñu musaan di dem clandestin leen tax ñu dem fa mooy dañ leen di fay sax pour ñu yóbbuwaat léegi nag mool yi ñooy fay pour dem mool yi ñooy fay dugg si gaal di dem Espagne boo demee Mbour Kayar Joal foo mën di dem mool yi ñooy fay léegi pour dem kon xam nga ni catastrophe am na si napp gi ñun duñu ay politiciens yoo xam ne dañu ñëw fii di jéem a yàqal kenn li ñu bëgg rek mooy nañ benn politique la ñu am mooy suñu géej gi ku ñu si jàppale rek yow la ñu àndal mais duñ nangu kenn ñëw nag di nga yàq ku mu mën a doon bu jëli soo yàq ñun dinañ jàkkaarloo ak yow. ah yéen kat dafa mel ne seen géej gi dafa yàqu ba pare kat yéen leen ngi toog di wax duñu nangu ba kañ. non géej di maanaam day am ay yàqu-yàqu nga di ko dabuwaat ba defaraat looloo waral ñuy def ay repos biologique ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais tey jii nii catastrophe bi fi nekk nii kenn mënu ko teg état du Sénégal ñoom donc ñoo ko mën a faj itam ci kaw ñu jël décision dindi fi lii fi nekk nii parce que ku ne xam na ne bato yi ni ñuy def si géej gi nii vidéo yaa ngi daw si réseaux sociaux yi ku ne di ko gis loolu noonu ku ko ñaawlu sax yow boo nee gëm nga napp gi gëm nga leneen lu dul napp waaw yéen nag yéen nag réagirul leen ñun kañ nag lu ñu xam du fekkee ne am na loo xam dafay am te kontaanu leen mais da ngeen dañuy génn au moins ngeen woon nguur gi que ñun kontaanu si lii te kooku yoon daf leen ko may ñëpp moom na nañu def liggéeykat yëpp ba mu des yéen ñu nappkat yi sonn nañ moo si ëpp moo si gën a informé si loolu parce que def nañ fi ay journée marche rouge bind nañ koy lettre ouverte interpellé nañ ko si télévision ak rajo yi pour ba maanaam fu nu war a jaar nañ mais nag état waaye président waxul dara de président waxul dara te bala muy fal moo doon wax du ñuy affaire licence yi dana ko réglé xam nga kooku waxuñu ko ñëpp dégg moo ñëw fii Kayar ñun Ablaye Ndiaye moom doon bàyyi ma ko dañoo def tournée nationale wër candidat yi nekk ci réew mi yëpp wax leen suñu programme mooy ku ñuy jàppale nañu jàppale ba accord de pêche jeex Sénégal moom président Macky Sall moo jëloon engagement boobu non te Kayar sax ba mu ñëwee dañ ko teeru bu baax ndax t-shirt yëg yéen ñëpp seen t-shirt ngeen sol taxaw waaw mais ay ñoom gay pes ak ñëpp a ko jàppale woon boobu ñëwee Kayar dama ne industriel yeeg ñëpp ko doon ñëpp gañ parce que lan moo taxoon boobu bato yi fi nekk gars yi financé financement bu rëy sax lu ëpp ay 40 millions pêche industrielle mënut a ñàkk ci réew mi xam nga lu fi mënut a ñàkk lan moo fi mën a ñàkk moo ñu jëli ay bato étranger yoo xam dañuy ñëw pour tasaare suñu géej gi di leen dugal si géej loolu mooy li nga xam moom moo nu naqari géej gi kañ yàqu ba pare ñu ñu def comme ñun mais ñi fi dëkku ñu dem di leen fi indi di leen sénégaliser di leen jox ñu yàqate suñu géej loolu mooy suñu problème parce que géej pêche artisanale ni mu amee noonu la industriel amee mais nag il faut ñun leen la ni demandé mooy ministre bi nee na téye naa te ñëw ma loolu nekk na suñu actualité mais xam na ne ni Sénégal kat particulier bi 21 000 pirogues la nañ ñu publier liste bi ñu ne nangami bato ñoo am si géej gi ñu xam ka boobu de ñu am droit xam ka ne parce que code de la pêche dafa joxe ndigal si ñun ñu xam ka te loolu moo ëpp yaakaar naa code de la pêche moo sut doole ministre bi ak ay RFM kon lan moo mën a tey ñu publier lan leen fiy nëbbu lan moo garaaw lu tee ñu mën kaa publier loolu jaaxal nañu de nañ ñu wax lu garaaw lan moo ci garaaw li ci garaaw bu dee daa am lu garaaw ñu leeralal na ko ñun ñu xam fa ñuy jaar non neen duñ leen ko wax nee na gaa duñ leen ko wax neen duñ leen ko wax de non waaw mais dañ kaa war a wax nag kooku yow dégg nga ko nee na duñ leen ko wax moom nee na moom loolu duñ leen ko wax mukk du noppali ko parce que ñun lu mu leen jaral pour ñu yàq géej gi ñun dinañ jaral lu ko raw pour géej gi baax aywa boobu ñun lu mu leen jaral pour ñu yàq géej gi ñoom ñun dinañ jaral lu ko raw pour géej gi baax dafa am nag dafa foo xamante ne egg guñ fa te bés dina ñëw nag ñu egg fa parce que duñu bàyyi tamit suñu njaboot yi ñëpp fàq dem bitim réew ndax ay ñàkk luñ dunde ba pare ñu ko ne di jaay suñu géej ak di formaliser loo xamante ne lu informel la waaw di créer lu kenn mënut a comprendre di massacrer géej gi man xaw ma parce que ministre ñoom am nañ njëgu ndawal bu leen neexee bés ni bu neexoon ministre bu si neex bés bu nekk aw coof ngay añi donte dañ koy importé ji mais ñun ñi nga xamante ni coof yi dañ koy napp ji pour jaaykat dund si ñun duñu seetaan kenn duñu yàq suñu géej merci jërëjëf sëñ dinañ ko jaral jërëjëf merci beaucoup. voilà ma dellu soit rapidement si Abdoulaye Ndiaye ñoo ngi nekkoon si gannaaw bi nga xam ne ministre bi wax na ay yaaboo yi ay bopp yeeg yu ñàkk fayda yi ñu ñuy jël di ko defaree farine de poisson yéen def naa am na temps defoon ngeen si benn rapport est-ce que kooku tamit itam mën ngeen si indi seen xalaat rapport boobu ngeen defoon est-ce que ay jën yu mat sëkk na ñuy def wala ay desit. ñun defoon nañ ci rapport tuddee que poisson détourné tubaab nag moom détourné ku ko dégg xam ne lu ñu jaarelewul si yoon la waxuñu nag ñun déchet détourné poisson la ñu wax. poisson oui. kon bu nekkoon déchet détourné du ñu bind poisson
bi ñuy mëne suñuy investigation di wër dëkk yi nga xam ne la ñu dendal muy Sénégal muy Gambie muy Mauritanie li ñu gis moo di ne bëri na ay usine farine de poisson yi fi nekk ginnaaw Mauritanie Sénégal moo ëpp usine de farine de poisson si dëkk yi ñu dendal waaw léegi nag naka nga mënee doon un pays de pêche nga mën a permettre ay borom usine ñëw di implanté wu di utiliser matière première bi nga xam ne moom la sa askan di dundee moom la sa askan di liggéeyee moom la sa askan di fajee ay soxlaam bu ñu demee ba ñu ne usine farine de poisson bi déchet lay utiliser kon ku wax déchet mooy si wetam am na usine buy jënd jën di ko defar mu am déchet ma jox la ñaari exemple Sandiara fële fa am dara lu xar ya Sandiara am na usine farine de poisson ban usine jën moo dend ak moom pour mu jël ay déchets kon moom ban jën lay liggéey jën bu bees boo demee Gandiol am na usine farine de poisson ban usine jën moo nekk diggante boobu boo xam ne ay déchets moom mooy dundal usine boobu pendant 1 an kon du ay déchets ñun li ñu leen demandé même si rapport bi dañ leen wax nañu pour commencer bu ñu fi waxati yokk usine farine de poisson yi fi nekk nañ leen saytu képp ku si xam ne dafay liggéey jën bu bees nañ ko tëj parce que amuñu droit ñu liggéey jën bu bees parce que farine boobu bu doon dañ koy dundale ay nit amul jafe-jafe mais mënuñu defar farine ay jën boo xam ne ay sénégalais ñoo ko daan dunde Pierre wax na ko léegi dañ daan wax utal yaboy nga safal sa cin tey jii yaboy boobu nga daan safalee cin mooy safal gémmuñu muus wala gémmuñu xaj wala gémmuñu mbaamu tubaab waaw pourquoi aujourd'hui ñu bëgg xañ suñu xeet loolu di ko jox ñooñu beneen bi mooy pourquoi ñun jën bi nga xam ne moo waroon safal suñu jën ñu ne nañ ko rey def ko farine dundalee ko jënu tubaab pour tubaab boobu yar jënam ñun suñu jën ñu rey ko pour dundalee jën tubaab bi ñuy yar loolu moo yenuwul maanaam il faut tey jii ñun suñu état yi ñu xam li nga xam ne moom la ñu bëgg ak askan wi nga xam ne moom moo nekk suñu ginnaaw nan lañ leen di aaree ba seen liggéey sax dàkk xam nga il ne sert à rien tey jii boo jëlee si politique gu Sénégal li ñu tuddee seen lettre politique sectorielle des pêches ginnaaw bu ñu nee dañu war a def cogestion defaraat géej gi seen beneen pàcc bi lan la wax dafa ne valorisation jën bi ñu am nañ ko valoriser ba mën ko jaay si feneen yeneen i dëkk mais ñu yokk valeur bi pour kan pour askan ba koy dundee askan ba koy liggéeyee mën a am dara lu gën a bëri mais est-ce que jàppale nañ mool yooyu est-ce que jàppale nañ femme transformatrice yooyu pour ñu gën a mën a valoriser seen jën tey jii femme transformatrice yooyu demal tan ba demal siitu Kayaar nga fekk fay Amati Ndaw demal Pencum Sénégal demal Tëngéej nga fekk fay Asu Fay wala nga dem Bargny si ñoom Fat Samba ak ñoom Fat Kiné Diop demal Kafountine ma ñëw maa ngi agsi xam naa moom du jeex waaye maa ñoo ngi agsi salaamaaleykum mbokk mi allo salaamaaleykum mbokk mi sëñ bi da nga tudd ak fooy wootee man maa ngi tudd Yaxya Sidibé maa ngi woote Ndar ci dëkk bu ñu naan Dun Baba Dieye Dun Baba Dieye amatul de defe naa non amatul mais nag soorewuñu ko de parce que mën naa wax ne ñëpp fi la ñuy defee quoi dëkk bi soorewuñu ko presque ci wetam la ñu nekk quoi ndox mi léegi yóbbu na ko waaw ak mais des na ba tey quand même parce que ñu pour ay pulaawu day na waar waaw ñoo ngi lay déglu sëñ bi mani maa ngi gërëm si ñooñu nga toogal ñu baax ñooñu li ñuy wax yëpp soo ba dee manqué déglu yëpp dëgg la allo ñoo ngi lay déglu dégg nga léegi man ñun fi ñu dëkk ci Dun Baba Dieye dafa am dex gi fleuve Sénégal waaw mën naa wax ni fii Ndar li nekk ci Ndar ci ay nappkat yi napp ci dex yi kenn xamul nu mu toll ñëpp ci parce que mën naa wax ni képp ku retraité ci géej gi ci dex gi nga jëm si dex nga jëm si waaw ci dex gi nga jëm si ñun crevette la ñuy napp crevette mais il s'est trouvé que ne ren ji li ma gis ci ren ji bu ma fi doo ba léegi mosu boo gis mën nañu dem nañu ba campagne bi di bëgg a jeex loolu lekk sax amuloo ko si crevette lii dafa ñaaw gis nga bateau yi guddi la ñoo wàcc si fii di napp ba Fass Boye loolu daal Fass Boye yóbbu allo waaw ñoo ngi lay déglu dañoo bàyyi ba guddi ñoo fay seen lamp yi wàcc ci petit taatu kaw napp ci taatu kaw mën naa wax ne dexu daal gi demoon na bay dekki demoon na ba ab jën boobu tudd amoon na fi dexu ndar waaw waa Gandiol dañu daan napp di jàpp de maam toonoon càkk bi lépp lañu daan jàpp ci dex gi fépp foo xam ne carcasse la woon ci dex gi dañu ko daan napp di fi jàpp ay jëlu xeer léegi nag fi ñu toll nii léegi mën naa xam ne bateau yi guddi la ñoo wàcc si xëcc ba Fass Boye ndar ba Fass Boye waaw ba diggante rek xam nga lañu lonk gaalu Fass Boye ñu gis leen ñii ñu lonk di ko yóbbu loolu dafa ñaaw waaw mais nag yéen tam du ngeen gisee loolu lu ngeen di def du ngeen réagir du ngeen woote xaw ma ni navire yaa ngi fi ci Ndar ñu ngi fi navire yaa ngi fi ci Ndar surveillance amul foofu tam ak yu demee noonu ah
man surveillance wala. mais xanaa daa ngeen mën réagir kañ. dama ni. ñu jël seen alal ngeen toog. dama ni waaw. dama ni li. Pierre réaction bokk parce que lii man dafa doy waar man je comprends pas. non xam nga ñun. ñun nag nappkat. mais yéen itam di leen organiser wu. je ne sais pas. xam nga brigade wala xam nga organiser wu nañ boo xoolee le 8 juin génn nañ def sortie yu mag ci Sénégal. ñu ngi def ay sorties ay brigade pour surveiller dex yi au moins. non pour surveiller dex mais loolu état la. kan moo surveiller dex waaw bu duñu ko deful nag. waaw mais buñ ko deful ñun baadoo la est-ce que mën na dem jàpp moroomu baadoo la am tëj. dañu am gendarmerie am police am police de l'environnement gendarmerie de l'environnement. am ministère de l'économie maritime moo am ay direction mais ñooñu ñoo am habilité dem régler ji loolu. mais bu ñu gisee ay bateau bu ñëw ba Fass Boye lonk gaal jël yóbbu ba biir géej non seulement loolu sax dafa am lu waa ji fàtte sàcc ay bagages am. Pierre même am na ko nekk si ligne bi ñoo ngi bëgg jeexal. salaamaaleykum mbokk mi allo. asalaamaaleykum. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. man maa ngi tudd Moussa Mbengue. secrétaire exécutif bu association ouest africaine pour le développement de la pêche artisanale. Moussa Mbengue ñu ngi lay déglu. maa ngi leen di nuyu leen sant bu baax leen gërëm. di féliciter di sant bu baax suñu xarit yooyu nekk foofu ci rajo bi. ñu ngi leen di fay. man de dëgg-dëgg depuis ñeent fukki at liggéey naa ci secteur bi mais situation bi nga xam ne moom laa gis ci secteur pêche fii ñu nekk dëgg-dëgg jégg na dayoo te mosuma gis ci àdduna. li nga xam ni moom laa bëgg a wax rek. ci mbir mii ñuy wax mooy licence bu bees kenn daf ko waratu la joxe rawatina bu fekkee ni licence bi dafay ciblé ay jën wala ay meññeef fi nekk ci biir géej te gëstukat yépp ni yooyu attanatuñu lu ñu leen sëf benn bi ci jiitu mooy li ñuy wax ay poisson ressource pélagique côtière muy maanaam bépp jën wala xeetu jën ñoom yaboy ñoom seet yuy jënu kaw te jege tefes gëstukat yépp nangu nañu ni jën ci ëpp solo yooyu nga xam moom la ñuy wax petit pélagique dañ leen a surexploité li nga xam ni moom la gëstukat yi wax muy waa COPAS muy waa COROD ak ñu mën a doon kenn mënu ko dindi mooy li ñu leen di sëf dañ ko war a wàññi ba waratuñ ko yokk ndaxte boo jëlee téeméeri kilo jën boo gis daanaka juróom-ñaar fukki ya ak juróom ak lu tegal ay petit pélagique lañu te petit pélagique yooyu dañu am solo ci càll la ñam bi nekk ci biir géej gi ak ci askan wi ci wàllu koom ak ci luy jëmale nit ñi kanam. kon defe naa ni juróom fukki bateau ak juróom-benn yooyu nga xam ni ñoom lañ doon laajal ay promesse de licence de pêche daanaka boo xoolee fukki ak ñeent yëpp nga xam ni ñoom lañ doon laajal ay promesse de licence de pêche xeetu jën yooyu la ñuy ciblé. bu weesoo loolu également li ñuy wax ay ressources pélagiques démersales côtières muy jënu suuf bu jege tefes gëstukat yëpp nangu nañu ni. bi ci ëpp ci solo dañ ko surexploité mooy ñoom coof ñoom kocc ñoom crevette ak ñoom seen dañu ne yooyu kenn waratu ko yokk liñ ko sëf ci gàttal daal dama la bëgg ni mbir mi du mbiru ay xulo ay xeex du ay ànd ak nit wala ñàkk ànd ak nit mbir mi mooy ressource halieutique ci boppam moo ko attanatul kenn waratu ko jox beneen bi nga xam ni moom laa bëgg a wax te nga xam ni mooy li ma gëm man muy listing des navires autorisés à pêcher ci suñu géej bi nga xam ni Sénégal ci la am kilifteef loolu warut a doon secret dañ ko war a joxe ci au nom de la transparence professionnel pêche yi xam ko grand public bi xam ko parce que li nga xam ni da nga ko war a joxe te nga xam ci la ñu mën a sukkandiku ngir xam li fi nekk ci bateau lu leen findi lu ñuy napp su fekkee ni ñi ko war a am dañ koy laaj ñu bañ leen ko jox suñu neexee suñu xel tey ci gi ñu kenn lenn mais man sama xel tey na ndaxte listing boobu ñëpp a ngi koy laaj mënuñu ko jot fi nga xam ni fa lay daaneel sama kaddu mooy mbiru farine de poisson mënuma gëm xel nanguwul ni usine farine de poisson yi ñu fi teg ay déchets ñoo tax ñu teg leen fii man maa ngi lay wax ni la en 1980 liggéey naa fu ñu wax Jifeer société farine de poisson ak huile bi ci ëppoon doole ci Sénégal su weesoo ñaar yi nga xam ne ñoo nekkoon Ndakaaru moom lañ doon wax Sopecim Jifeer kooku moom daawul sa liggéey ab déchet jën yu bees tàq la daan liggéey jamono jooja kilo yaboy 8 francs la daan jar dama ni kenn mënul xel mënul nangu ngay jël ay investissement yu toll ci 800 millions wala 1 milliard di sukkandiku ci ay déchets ak ay loolu mënut a ne mani li ma bëgg nga xam ko mooy farine de poisson boobu nga xam moom la ñuy def juróomi kilo jën ngay am porom benn kilo farine kon njeexitalam ci wàllu ressource bi dañ ko war a natt beneen mbir bi nga xam moom laa bëgg a wax te di fa daaneele
mooy usine farine de poisson yi ñun teg sos nañu benn coalition nationale pour la transparence dans la gestion des petits pélagiques woote woon kuréel bu rëy suñu ministre Aminata Mbengue Ndiaye fekkee woon ko moom ak ay directeur am boobu bind nañu ab téere jox leen ko ca jamono jooja la ñu ni woon ñun ni ñuy joxe licence tey na suñu xel usine farine ñu jën it pour ñun yoon wi ñuy jaar pour sos leen tey na suñu xel parce que étude d'impact environnemental et social bi ci boppam gis nañ am na lu ci sooxe sant naa leen bu baax di leen gërëm. jërëjëf mbokk moom mu woote ak xalaatam ak tam recommandation yu mu def nuy fàttali mbokki auditeurs yi yéen nga topp seen émission waar wi tey jii si wàllu napp geeg licencié ak usine farine yi ak tam ñi nga xam ne ñooy mool yi wàcc seen liggéey léegi di dem bitim réew nu leen di fàttali juróom-ñetti waxtu teg na fukki minute ak juróom-benn nu gaawantu pour jeexal léegi gannaaw bi nu jógee si affaire li nga xam ne moom mooy farine bi def naa foofu léegi mën nañ ko tëj parce que. puisque d'accord leen ak li ministre bi wax ay jën yu mat sëkk nañu jël di ko kii de toute façon li ñu si yokk rek mooy tout simplement que ñi nga xam ne jàbbatee jii ñoo fi jóg moom mi nga xam ne président transformatrice yi jamono toog na fii à maintes reprises di wane ñoom seen liggéey tey jii dafa soxe parce que jën bi dañoo amatul sax jën d'abord waaye dañu woon ni que officiels yi d'abord temps boobu leen répondre woon dañ leen xam leen woon ñii fi indi usine liñ fi génn si xaalis fii ay milliards yi milliards la ak li ñu fay jox tam si liggéey nekk na tam loo am solo. maanaam xam nga indil ma milliard indil ma benn milliard yàqal ma 30 milliards est-ce que développé na réew. c'est ça le problème xam nga mën nga ma indil 30 milliards mu dugg ci suñu keesu réew d'accord mais nga yàqal ma 150 milliards yoo xam ni waroon naa dugg ci askan bi. parce que il faut ñu natt li ñuy def parce que réew mi foofu la toll réew dafa am noo xam ne bu fa tolloo jafe-jafe am dañuy toog ñu jàngat jafe-jafe bi lan la mooy li la wax ci usine de farine de poisson yi Moussa Mbengue sunu mag sunu xarit leeral na ko léegi Abdoulaye Ndiaye leeral ko parce que kenn du jël xam nga gars yi jëluñu seen 1 milliard wala 800 millions wala 1 milliard 200 ñëw investir benn usine boo xam ne pour ay daggiti jën la ak ay boppi jën vraiment da nga ci mënul sax am tonnage boo mën a génn ci courant beeg ndox meeg liggéey bi. ay yaxi jën ay butiti jën ay boppi jën mais génnewul loolu xel waru ko sax dab nii ministre bi li mu wax ni déchets yi la ñuy jël di ko yóbbu loolu xel waru ko mën a dab parce que jën bi bu nekkee 1 kilo exemple mais loolu 100 grammes la ci wala 200 grammes loolu nan lañ ci mën a dajalee loo xam ni usine ba di fay courant di fay ndox di fay ay liggéeykat borom bëgg ci dara loolu kañ lay génn ci loolu. salaamaaleykum mbokk mi nekk si ligne bi allo. waaleykum salaam. sëñ bi la nga tudd ak fay wootee. Moustapha Diop Thiaroye-sur-Mer. Moustapha Diop ñu ngi lay déglu national des pêcheurs artisanaux du Sénégal. ñu ngi lay déglu Moustapha. waa ñu ngi gërëm tey nuyu ñaar ñi nga xam ne ni ñoom lañ invité. vraiment muy ñaar ñoo xam ne ni yaakaari napp gi lan te ñoom doon nañ ñoo xam ne ni tey wax dëgg yàlla ñu napp gi yëpp di déglu leen te ñuy bàyyi xel lan. ba tax na tey ji ci sujet bi nga xam ne ni moom ngeen toog noonu tey di ko waxtaanee. bokk na ci point bi gën a amal solo ci en tant que pêcheur artisanal ci actuel ak jamono ji ñu toll nii mooy géej gi toll na si situation boo xam ne nii li ñu naan l'heure est grave. li Macky Sall naan l'heure est grave. actuellement si foofu lañ toll ñun phase boobu lañ toll. te dégg naa benn sortie yu am tey mareyeurs yi def ka ñoom ñu ngi wax si seen biir wax naan. mareyeurs yi président jàppale na leen mareyeurs yi kontaan nañ financement yaa ngi ñëw lépp a ngi ñëw. waaw nee na sax ay tracteurs yeeg kii yeeg yooyu machines yeeg yooyu yëpp ñu ngi ñëwaat ak ñu ngi dolliwaat lan defoon bu njëkk ba ak yu demee noonu ak moteurs yeeg tout ça kooku moom dem na boon. léegi foofu mën naa la montalil xam nga. rapidement oui. suñu xarit la Moustapha ñu ngi lay féliciter. yéene rek la doon waxee. parce que xam nga tey bu ñu demee ba ni mareyeur bi ni man presque ñu ngi am ay projet ñu ngi ñu koy financer. mais yow mareyeur bi bu ñu la financer projet ba pare lan nga koy jënde kooku benn la mais ñun ñoo am problème ñun nappkat yi parce que mareyeur bi day toog xaar jën doog koo jënd te mareyeur yi ñu koy wax du mareyeur yu liggéey ci secteur bi du ñoo xam ne ay vrai mareyeur lañ parce que mareyeur ñun ñu ngi ci tefes yi man président quai de pêche la ñooñu ma dégg ñu koy wax du ñu mareyeur yu fréquenté tefes gi kon ñoom jënduñu jën. ay politiciens waaw ñan façon mareyeur noonu. non ñooñu ay politiciens la. maanaam mooy lan bu ñu tardeel suñu bopp ci ñoom
ñun dañu bëgg ñoom jaxase ñoo ak président de la république te du noonu la war a demee président ñun ñoo ko fal yéene ko pour mu dem ci kanam parce que li ñuy wax président jox nañu ay mbëtër ñu ngi koy sant gis nga projet oto yi ñuy wax bërki démb naan président jox nañu ay oto projet yi man mi maa ko defar ak seen bis ñëw boole leen ci. ay oto lan la. ay oto frigo man ci ñi demoon Chine toppatoo ji oto yi ba mu ñëw Sénégal ci laa bokk. man maa leen booleeg promoteur bi def financement oto yi ñëw fii ci rajo laay waxee. kon bu ñu jaxase xelu nit ñi ñun problème bi ñu am nappkat yi ñoo am problème bi mareyeurs yi dee grève nappkat yi dañ dem ànd ak mareyeurs yi jàppale leen ñoom bu ñu amul jën du ñu am jën bu ñu indiwul jën ñoom du ñu am jën te mareyeur bu ci dugg ci ndox mi ba sa ndox ci baat da ngay dee kon ñoom bu ñu waxati ci problème bii nañ ñu bàyyi ñu gérer problème mareyeurs yi nga xam ne nag gëm nañ seen bopp te ànd ak ñun ci liggéey bi nañ ñëw ñu àndandoo pour géej gi amaat jën parce que am na mareyeurs yu dynamique yu am solo ci réew mi yoo xam ne xam nañ ni crise am na xam nga mënoo nekk ci askan crise am ngay jéem a négliger crise bi naan am na amul crise dafa am xoolal bi ñu commencé émission ba léegi ñun nga invité mais ñiy wax lan la ñuy wax ñiy woote kon y a problème nañu nangu ni problème am na foofu lañ toll ñu demander président de la république mu defal ñu assise de la pêche wala conseil présidence de la pêche. ah mais du daan Abdoulaye Wade def naa defoon assise de la pêche nag assise nag moom dafa mel ne moom du jeex moom. non xam nga président Abdoulaye Wade def na ko. mais ca période bañ ko war a taxawoo pour mu egg amaana changement yi bari na mais ñun président Macky Sall moo fi nekk pour l'instant moo ni woon du signer licence de pêche am na ministre boo xam ne ñu ngi am xel ñaar ni mi ngi signer ay licence de pêche xam nga Abdoulaye da ko wax 89 navires fu mu fi nekkee daaw ak daawaati jéeg ñu ñëw ci 199 navires ñaata navires a ci dollee ko plus de 100 et quelques navires. ah voilà c'est ça le problème. mais problème boobu ndax du ñu toog ñu seet ko lan la c'est que ñun du ñu seeni ennemi du ñu seeni noonu ñun géej gi la ñuy dundee. waaw gars yi xëy na xaalis nañ soxla itam kees gi dafa bu ñu soxlaa xaalis nag. jamono corona na nekk bëgg nañu xaalis il faut que ñu yëngal kees yi. mais bu corona jeexee. crise ñu am crise su jën. waaw nga am xaalis ba pare. suñu géej ko nekk ci crise ndax dinañu arranger pour ñu am lu ñu dundee. ah gouvernement moment rek lay seet ah. moment lay seet. kon allez-y. di yokkal nañ leen 100 et quelques kii te waxuñu ko laaj leen ngeen duñ leen wax dara loo ko mën tuddee. waaw mais loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy kaas ñun nag. ana xaalis ba. waaw. xaalis ba fu mu jëm. du trésor la jëm kan moo koy du état pour état la. Voilà. bu ëllëgee mën nañu indil jafe-jafe yoo xam ne de vraiment dinañu indil jafe-jafe yoo xam ne. te duñ leen loo xam ne de léegi nag lu may def rek damay gili sawaar rek daal di seetuwaat Ablaye Ndiaye Greenpeace Ablaye léegi dernier point bi xam naa mi ngi jublu si wàllu li nga xam ni moom mooy nenu mool yi nen tey jii ñi nga xam ne ñoo ngee dem bitim réew di wuti ay yeneen réew nen 70% bi doo seete ba si biir ay mool la kooku tey jii yéen ban xalaat ngeen si am du fekkee léegi mool yu ndaw yi fi nekkoon daan nappi ñoom ñoo wut ci géej gi di dem yan jàngat nga am si loolu ak dans l'avenir géej gi. première jàngat bi nga xam ne moom lañ ci am moom mooy contexte bi mu ñu fekkee lan moo war a poser parce que questionnement la boo xam ne état da ko war a poser mais même société civile sénégalaise ak opinion publique yëpp dañ ko war a poser lan moo xew ba yóbbu leen à ce niveau de découragement. am na mool bu dugg léegi wax ka nee na bu njëkk ba ñoom mool yi dañ daan yépp di fayeeku pour yóbbu ay nit tey mool yi ñoom ñooy jaay seen alal di fay pour dem lan moo xew ba ñu egg à ce niveau de découragement donc loolu mooy question bi contexte bi mu ñu fekk nag mooy contexte ne bëri na ay bateau yoo xam ne ñu ngi concurrencer napp cosaan bi ci biir géej mais boo demee ba yow fi nga xam ne fa nga nekk di fa liggéeyee da nga dem ñu xatal la fa bundu xatal la am na benn waykat sénégalais bu ko daan wax nit ku jëkk di dox di wàlliwaan boobu fa mu dëkk amu fa lu ko neex lan moo tax kon tey jii bu nekkee dañ dem ba ni ko suñu mbokk mool boobu waxee ne tey ñiy dem li ëpp 70% ay mool lañ ñooy jaay seen alal di dugg ci gaal yi di dem feneen am na lu leen naqari fi ñu dëkk te li leen naqari du dara nag lan moo ko indi mooy ñàkk jën parce que jën bi mooy le nerf de la guerre pour mool bi parce que jën la war a am pour mën a yor këram te jën fan lay am ci géej lay am pour mu am ci géej il faut ñu sàmm géej googu géej gu ñu sàmmul mënta bëri jën géej gu ñu toppatoowul nañ fay nappee mënta bëri jën géej goo xam ne dañuy xool xaalis bi état war a am au détriment de pêcheurs mënta bëri jën kon nañu bàyyi xel mool yooyu bàyyi xel ña nekk seen ginnaaw Pierre wax na ko léegi mool li muy dundal moo jéggi dayoo tey jii étude yi nga xam ne Sénégal waroon na ko def économiquement waroon na ci bokk ne
nañu def benn étude pour xool benn gaal bu nekk ñaata nit lay dundal ci chaîne bi Sénégal diggante bañ koy napp ba keroog muy dem ci boolu njóobeen bi bés buñ ko gëstoo dinañ xam ne jarul ñuy signer benn licence de pêche parce que lañu licence bi di fayal gaal googu liggéeyal nañu lu ko ëpp dinañ xam ne jarul ñuy dugal fi benn usine farine de poisson parce que gaal googu lam ñuy indil jigéen ña say yëngu ak ñëpp ñuy liggéey ci diggante bi ëpp na loolu Matar dama fi dem Ndar daje sama benn yaay ñaaña mu ne ma Ablaye man bu ma juddoo ba léegi ci siin bi laay liggéey lépp lu ma am fii laa ko amee. siin bi mooy fi ñuy liggéeyee. mooy fi ñuy transformé jën. mu ne ma man ba ma kii ma ne waa yéen nan ngeen di def ba yéen ñëpp ngeen di dundal seen njaboot ñu ne si lii ñuy liggéey la ñuy dundalee suñu njaboot. ma ne leen man de fonctionnaire bu ma nekkee tey dañ may fay salaire sama salaire yéen li ngeen man mënuma ko nan ngeen def ba mën loolu ñu ne lépp lu ñu am nag si jën wi la jóge waa tey kooku bu demee ba ñu tabaxal ko aire de transformation bu bees ma dem fekk leen fa ñu ne benn jën bu ñu mën a transformer amu fa. amul maa ngi kooku lan lay dundee. kaw kañ ngeen xam mënatu ko xam salaamaaleykum mbokk mi allo. waaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. Moustapha Diop la président UNAPAS man maa génnoon léegi. waaw Moustapha ñoo ngi lay déglu. waaw maa ngi gërëm encore une fois Ndiayeen boobu toog moom daa xam naa dafa ragal ceeb bi nax saay moo tax muy wax. ceeb bi kañ ñëpp a ragal mu nax saay. ceeb bi la Ndiayeen boobu di ragal nax saay. waaw jërëjëf di eggale rek li ma doon wax mooy dafa am lu ñun ay mbetteel yu ñu am yu bari parce que dafa am ab jamono boo xam ne nii lii nii riir wii nii bi ñuy jóg. daanaka dañuy wax mën nañu wax yàgg mais ñu bëri bu ñuy commencé di comprendre ne situation am na daanaka mu ngi commencé si ay diggante 2016 2017 2018 presque ndax xëy na am na yu ko jiitu woon mais maanaam situation bii nii bi ñuy gën di exagéré. ndax amoon na boo fàttali ko bi fi Omar Gueye di nekk révolution bu taxawoon coow li bëri woon mais chaque jour rek dañuy wax naan opposants yi ni seen ginnaaw coow li nangam affaire léegi nag. ñooñu leen di jege ministres yi di jege ministères yi di yaakaar si ñoom ak di yaakaar lu leen jox ak yooyu ñoom ñooy xaw di réeral ministères yi souvent te loolu noonu moo feeñaat ci sortie bi nga xam ne ni moom moo am barki démb ndaxte bu ñu déggee ay mareyeurs yu taxaw daal di wax ne képp koy génn si rajo yi di wax ak télé yi nekkuloo acteur wala nekkuloo mool ci période boo xam ne crise am na ba allo. ñoo ngi lay déglu bu baax a baax. ma ne ci période boo xam ne nii crise am na. waaw ba doomi réew mi commencé di màbb di dugg si gaal yi di dem ñu ko daawul def commencé di ko def dañu war a def ab taxaw seetlu. xam ne l'heure est grave te waxtu yi ñu nekk nii bokkul ak waxtu yi ñu weesu nii ndax boo xoolee guddi yi ñu weesu jamono yële bokk. waaw am na jamono yoo xam ne nii lii mool yi tal nii taluñu ko woon. ndax fi mu toll nii mool mu daan xëy di jël say baas pour dem géej. nga dem ba boo xëyee da ngay xool gaal buy dem Espagne pour nga yëg si. xam na ne loolu situation yi mu ngi gën a garaaw. kon bu ñu nee problème am na. mareyeurs yi bu ñu présenté woo daal di ne ñoom amuñu problème kon war nañoo mën a yem ci ne mareyeurs yi amuñu problème waaye mool yi dañoo am problème. waxoon naa ko ci ministre bi ma ne ko mareyeurs yi am nañ problème ba grève ñun mool yi ñuy dox si tànki jàmm jàpp si bañ pour ñu ñëwaat. pour lépp jàmm ñëwaat waaye ñun ñoo leen ëpp problème ñun mool yi. mais booba dañ doon jéem a sàmmonte ak li mu ñu ñaanoon nenu bu problème amee ñëw leen ñu waxtaanee ko. suñu amul solution ñuy soog a def leneen mais booba ba léegi tamit am ay waxtaan am na fi mais taxul ñun li nga xam ne moom mooy suñu problème véritable ñun ñuy gis saafara si. xanaa wax leen ko seen problème véritable. problème yu bari wax nañ ko mais xam nga tey ji am na benn problème boo xam ne ni tey ji dañuy wax ci wàllu sécurité. yaakaar nañ ne xëy na 100% problème boobu saafarawu na mooy sàmmal mool ni nappkat yi seeni bakken bi ñu annoncé ne dinañu defal bëru Ndar bi waa Ndar sax ñu ñuy interpellé di wax di fàttaliwaat dañuy wax ne réussir nañ foofu 40%. ci sauver bakkanu nappkat parce que tamit du problème mu Ndar kese moom mooy insécurité ci mool yi nga xam ne ñu ngi ñàkk seeni bakken ci géej. ak yeneen maanaam problème yi ñoo surcharge. te problème yi lu mu bëri mu jiitu ñàkk jën gi ñàkk jën nag ñëw gën a posé wu kon nit ki nga xam ne ni da doon risqué bakkenam di dem ngir lu mu dundali njabootam di ci ñàkk bakkenam ba pare amul dara lu mu ko siy delloo lu dul yow yaa respecté wul sa sécurité yaa respecté wul gilet yaa respecté wul nangam comme ni ko mareyeurs yi waxee mool moomu bu demee ba la mu doon uti mënu kaa am moom muy gën di sori ñii di disparaître ñii di sànku te tey jii ñu dem ba fa nga doon dem di fa àgg di gën di sori sax fekkatoo fa la nga fa doon wuti kon dafa soxla kilifa yi jóg
te tey jii ñun amuñu dara lu nu suñu bët mën a may lu dul ne géej gi dafa surcharge lu mu surcharge ay bato parce que ñu gëmloo nañu ko ci suñu gaal yi ba ñu gëm ko mais boo xoolee gaal yi Sénégal yi bu ñu nee 26000 pirogues la doo wax ne sax lu ma 10 000 yi ñu ngi dem géej parce que mënatuñ ko gaal yi mënatuñ ko. dëgg la. jërëjëf waaw léegi Pierre. waaw ñoo ngi woon si affaire ñi nga xam ne ñoo ngi dem géej moom sax fa la daaneel si fin bi problème boobu yow tam également lan sax bi Ablaye waxee si problème boobu parce que sa jàngat lan la si. waaw sama jàngat li mu ci doon mooy xam nga dama dégg. heure bi sax suñu heure sax jeex na pratiquement. waaw damay wax rek ni première bala may fàtte. ñu dimbali ndax doole yi napp léegi ñoom ñooy dem. waaw doole ji napp mais ëpp na 3 semaines ñu góorgóorlu ba mën ñu commencé bël bi parce que ñi fay dee dafa bari. gis nga affaire 3 semaines lan la ñu waxoon 3 semaines lan 3 semaines dinañ commencé liggéey bëlu Ndar. waaw commencé gul ba tey fi nga xam ne fa dee ci nit mat na 400 et quelques personnes. te ba tey commencé gul te ba léegi commencé gul ñu ngi leen di fàttali parce que dañ gaaw a fàtte. bala ñuy fàtte ñu dimbali ñu ci bëlu Ndar bi. parce que dañ dem ba président de la république signé fa ak li accords yi. pour ñu defaral ñu bël bi. kon ñu ngi leen di demander bu ñu fàtte bëlu Ndar bi. waaw parce que seeni dossier day bari ba ñu classé ko loolu la ñuy bañ nañ ñu ci dimbali parce que askan wi yaakaar nañ ko. loolu nañ ñu ci dimbali. léegi problème immigration. am na bala ngeen ñëw si immigration am na keneen ku woote woon Ndar doon wax si nekkoon Doudou Baba Dièye te doon wax affaire sipax bi léegi am na ay gaal yoo xam ne ñoo ñëw di napp amatuñu jàmm ak yu demee noonu. ba mënatu bato yi la rek bato yi ñoo jógee ci biir géej. waaw yow yëgoo woon événement bu ñëw dex gi ci dex gi xam nga bu sipax bi ci géej gi lay jóge di dem ci dipax dex gi. waaw wala muy jóge ci dex gi di dem ci géej gi. waaw léegi nag dañu ñëwaat ñoom tam ba si biir dex gi. dañuy ñëw ba ci tefes gi. fi jën wi mën a jóge pour dem foofu la ñuy fekk jën wi ramasser ko yóbbu xam nga bu demee ba bato fekk gaal gu ser ci séras mu lonk ko yóbbu. lonkaal ko yóbbaale ko waaw. waaw kon nga xam ne c'est danger. ba pare yóbbaale alalam. loolu xam nga catastrophe la léegi nag affaire immigration clandestine man jàngat bi ma ci am xam nga man damay gëstu Saint-Louis ñu ngi may dégg ci rajo 70 capitaine gaal jóge nañ fa dem capitaine gaal laa la wax ñi nga xam ni ñoo war a diriger gaal gi commandé ko pour mu dem nappi ñëw. moom fu ñu jógee Saint-Louis lañ jóge dem. Saint-Louis lañ jóge dem. waaw xanaa boo seetlu ba nappkat tey dese ko fu. dama ni des na tuuti nappkat dootu fa am dañuy jàngalaat ñu bees boo demee Mbour dem Joal dem Tëngéej dëkk boo dem mool yi ñu ngi fàq di dem comme ni ko Mor Mbaye nga waxee. léegi ministre bi nee na xam nga mool bi dem ba egg Espagne espagnol yi est-ce que am nañ droit joxe information bu baaxul man maa déglu sama nopp ndaw si ni 1200 immigrants dugg nañ fi 900 yëpp bi ñu leen enquêté ay mool lañu ay demkatu géej lañ ñu laaj leen lan moo tax ngeen bàyyi seen réew ñëw ñu ni dañ jaay suñu géej ay bateau ba amatuñu jën waa léegi un ministre de la république bu déggee loolu tu taxaw xool immigration clandestine bi déggoo mu wax ci dara veut dire napp gi intéressé wu ko. non xëy na ministre bi daf ko déggul. non déggu ko presse bi li muy wax fi mu ne ak réseaux sociaux yi ak li ñuy génne xale yi sax bu ñu eggee ba Espagne dañuy photo di féliciter gaal gi leen indi naan gaal gi jërëjëf machine bi jërëjëf sànni ko. ñu yàq leen yóbbu réseaux sociaux. waaw réseaux sociaux yi di envoyer ay vidéo ci yoon bi ni ñuy demee ba ni ñuy eggee mais loolu du loo xam ne war nañ ko. am na ko accident xam ñu jeexal ak moom maaleykum salaam mbokk mi. sëñ bi maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax. ñoo ngi lay fay sëñ bi na nga tudd ak fa wootee. maa ngi tudd Pape Ibrahima Diaw président union nationale des mareyeurs du Sénégal. waaw Pape Ibrahima ñoo ngi lay déglu benn mareyeur Ngor. maa ngi leen di nuyu di leen ziar bi nuyu père. sama di nuyu aussi grand Ablaye Ndiaye di leen sant bu baax nag di leen gërëm te di kontaan vraiment ci émission bi. jërëjëf. waaw di wax ne leeral yi am na solo. aussi li ma ciy dolli rek mooy di wax de rek loolu ngeen dégg bërki démb ñu di koy wax ña koy wax ñun bokkuñu ci parce que waxuñu ko ak ñoom. seeni waxi bopp lañ doon wax. ñun pêche artisanale lañ pêche artisanale aussi lañ àndal parce que pêche artisanale moom moo war a moom moo mën a dundal waa Sénégal waaye leneen mënu ko dundal comme émission bi nag dafa jeex suñuy wax du ci bari du gudd di xam ne rek lépp loo xam ne nii dafay defar napp gi parce que mool bu amul jën mareyeur du am jën kon ñun ak ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi di wax ne lépp rek xam leen ne ñun ñu ngi ci seen gannaaw ñoo ngi ànd ak yéen di liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf def naa foofu lay émission bi di jeexee di gërëm Pierre Mboup bi nga xam ni moom mooy président quai de pêche bu Rufisque également tam Ablaye Ndiaye nekk moom tam chef campagne Océan Greenpeace ñoom ñëpp si seen teew fii tey jii pour leeral mbiru napp geek ak bateau yi surtout
gannaaw ba nga xam ne ñoom tam def si nañ si ay gëstu bu génn fii ay rapport par rapport tam ak li ministre bi mu waxoon indi nañ fi tam ay yenn si kàddoom ñu soumettre leen que ñoom ñëpp tam joxe nañ seen xalaat ñi nga xam tam ñoo ngi woote di gërëm tam également ñi nga xam tam woote woon nañu ñoom ñëpp tam di joxe seen xalaat si mbir mi ak tam ay tontu yu ñu si joxe yaakaar na ñi nga xam ne tey jii napp am na bëgg nañ ko bu baax a baax ak surtout ministère ak présidence ak yëpp du ñu dégloo lii xëy na daan si amaat ay yeneen xalaat si li nga xam ne moom lañ tàmm di dégg ñoom sax xam naa li xew xam nañ ko bu baax a baax ndax ñoo ngi amee kayit nit ñi tam ñoo ngi leen di wax bu baax a baax lii nga xam ne mooy ñiy napp fii te ngay dégg ngeen tey jii dëkk bu nekk woote na pour wax ni bato yaa nga fa mënatuñu am dara def naa ñoom tam léegi daal waxtu bi jot na du fekkee ñoom tam ay njiit yu responsable nañu dal leen faloon nu génne kayit yi wane bato yaa ngi nii parce que def naa liñ leen laaj yomb na trop te ñoom seen bopp président de la république moo dugal si constitution bi daal ni ressources yi kenn moomu ko kudul peuple bi tey jii nag peuple bi moo taxaw monsieur le président di la laaj di la wax ñaata bato fi nekk monsieur le président kenn waxul ministre de la pêche ndax si yow la dépendre léegi nag peuple bi daal nee na nga wax leen ñaata bëtu moom moo fi nekk loolu rek la wax ji moom gàtt na te def naa yomb na leen trop doo leen ko defaree daal la gërëm di la sant gannaaw bala ngay dem fee nga woote yi nga xam ne woote nañ ko fële sa France di wax ay wax yu kenn xamul di gërëm ki nga xam ne moom mooy sunu Assane Thioune bi nekkoon également si partie technique bi Makhtar Sall moom moo leen doon jottali tey jii waxtaan bi di leen jox dox daje incha allah beneen àllarba bi jërëjëf.